dal leen ak jàmm ci seen émission Access Media asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen béggee bu baax amaan nañ mbégte mu rëy ci dellu siwaat ak yéen ci seen émission bu mag bi di Access Media émission bi waxtaane lépp loo xam ne ay actualité la di ko jëlee ci média yi mbokk yi ñoo ngi leen di béggee bu baax a baax di bég ci ni ngeen ñuy toppee ni ngeen di àndee ak ñun jotaay bi saa su nekk waaye itam seen i yóbbante ci ay remerciement seen i yóbbante ci ay ñaan ànd geeg wéttalante gi ñoo ngi ciy bég bu baax a baax di leen béggee bu baax a baax delluwaat sant gërëm suñu partenaire bi ñu àndal di Kids Place bég lool ci ànd gi ak moom waaye jaajëfalaat bu baax a baax sama chroniqueurs yi sama chroniqueurs yu ñaawut yi olof yi ne nañ benn lam du yëngutu waaye itam lu yëngu lu ne la ko yëngal moo ko ëpp doole article yi ñu indi ñoo koy firi saa su nekk di ko faram fàcce ak yéen ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ndokkeelaat di leen masaw ci coonay gont si gi ak yitte ji nga xam ne ñu ngi koy def ci liggéey bi dalal suñu gan dana ñëw ak moom ci deuxième partie wu émission bi waxtaan ak moom ci lu yaatoo yaatu ci li nga xam ne moom lay liggéeyee ci kanam tuuti ñu daal di bàyyi mbokk yi ñu nuyonte ak yéen ñu daal di dugg nag ci biir ñaari article yi nga xam ne moom lañ teg ci taabal ji war koo jéem a firee ko faram fàcce ak yéen soxna ko jë sëñ Mbacke Sylla nuyu naa la tureeg yooyu waaw ak yi ci topp rek ak yéen maa ngi lay fay bu baax di nuyu tamit képp ku ma bokkal plateau bi di leen wax ni namoon naa leen parce que man damay am mbégte chaque jour di ànd ak yéen ci plateau bi di dalal tamit un grand monsieur koo xam ni macha allah nit ñi yàgg nañu gis nag signature mais xëy na jëmm ji la nit ñi xamul woon waaw lañ dul gis donc di bàyyi rek xam naa si kanam téléspectateurs yi nañ ko découvrir di leen nuyu ñoom tamit képp ku ñuy seetaan sur la RTS2 maa ngi lay nuyu bu baax dëgg la de mi ngi cool de waaw mi ngi cool bu baax xam naa cool sax après da ngeen ma wax mooy lan ndax cool ak kool ak cool daa mel ne ñoo xaw a ànd ñetti cool la ñetti après naa la expliquer waaw après nga expliquer naa la tegal plan yi ba mu waaw defal loolu waay xam nga yow pour expliquer la waaw gaawoo comprendre daal il faut que ma expliquer problème boobu laa am daal problème xaw a am problème mais bëgg naa mu daj nag noo def ma lay nuyu di la jaajëfal di nuyu ñi ma bokkal plateau yëpp c'est toujours un plaisir table teranga yi di nuyu mbokk téléspectateurs yi bu baax a baax di dalal suñu gan déjà ni mu toogee nii rek muy commencé griffonné wu muy commencé griffonné donc c'est un plaisir dalal ko ci plateau bi waaw waaw yaa ngi commencé ñuy kontaan dalal la c'est un kii kan la plaisir moom professeur nga ne wóor yàlla professeur defee nañ la après dañ man maa nekk ne yaa nekk ni professeur moom kenn ko laajte am na solo jërëjëf Seynabou waaw prof waaw waaw Mbacke maa ngi lay nuyu vraiment c'est toujours un plaisir bokk ak yow plateau bi et vraiment di kontaan ci bokk ak gars yi plateau bi di vraiment nuyu suñu téléspectateurs yi et surtout di leen baalu àq ci wax ji yenn saa yi nga wax loo xam ne nit moo la ko gën a xam wala yenn saa yi nga wax la dafa dëng ñëpp rek xam nga defar rek añ tax a jóg et puis surtout nuyu sama gars yi nag market man yi dóor waar quoi merci baa ni quoi noonu baax na bëgg nañ ci lool waaw ni ki naan ka da ngaa kaalaw waaw dama delluwaat ay ca xam nga yaa may inspiré waaw noonu baax na nii baax na de shukran dafa am lu muy wax daal waaw welcome back to another Access Media Talk Show live on RTS1 di bëggee ñëpp di ziar ñëpp mën na professeur di dalal tamit un grand artiste koo xam ne tey Sénégal ñëpp ko xam de par sa signature mais amaana di nga tas ak moom lu bëri ci mbedd mi te doo xam ne moom ndeysaan waaw loolu ci xeetu yi Mbacke wax nga dëgg man dalal lu ma suñu artiste waaw dalal ko welcome ci plateau thank you professeur noonu baax na yow sa dalal dafa am xorom daal waaw parce que ni ñu koy waxee welcome day tax mu koom daal yaa ngi koom ay ja ànd laa it waaw sëñ Mbacke maa lay nuyu di nuyu sama naataangoo yi ma bokkal waxtaan bi di nuyu fépp fu nit nekk ci àdduna moo xam ngay téléspectateur wala auditeur ñu ngi lay bàyyi xel di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen ndokkeel te di ñaan jàmm nag suñu dëkk ndax temps yi koro bi moom xaw nañu tiital tout mais yàlla baax na yàlla dina si def xéwal di dalal suñu gan di ko wax bienvenue sur le plateau d'Access Media. jërëjëf Serifa bëgg nañ ci yow kon ñu dalal suñu gan ni ngeen ko waxee Omar Diakité man ndax Diakité ak Jaxate ak yooyu xam naa benn neexu ci waaye kon ñu wax Diakité rek mu xaw a ndax doos bi xaw a oyof tuuti si la ñoo nekk seen mbir yi mbaa du ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax jërëjëf merci grand di la gërëm bu baax si invitation bi di la gërëm bu baax si dalal bi di nuyu mbootaay bi di nuyu ñëpp di leen gërëm bu baax vraiment si nuyoo bi ak yëpp quoi. très bien da nga am mbégte bu rëy nekk ak yéen ak fii.
di sant yàlla alhamdulilah. macha allah am na solo ñun tam am nañ mbégte ci dalal la danañ ñëw ak moom deuxième partie wu émission bi moo ko moom ñu waxtaan ak moom bu baax ba li ngeen di junju. mais fa nga Odia parce que ne Omar Diakité Sénégal lu nga xam ne. waaw Omar Diakité Odia ah. Odia waaw kon di Odia ah. Odia mi ngoog bu ko defee danañ ñëw ak moom ci deuxième partie bi waxtaan ak moom bu baax a baax ba li mbokk yi di junju ci moom yépp ñu xam nan la loolu demee dëgg-dëgg waaye bala maa ñëw ci article yi ñuy waxtaanee yéen a ngi koy junj léegi bi ñu nuyoo olof yi dañuy wax ne lu defu waxu te lu ay di njàmbat. mooy lu defu rek dañ ko war a wax. lu ay itam mooy lu xew day indi njàmbat. njàmbat li ak li defu te ñu koy wax fi mu ne jamono ji yëpp du dara lu dut feebar bi nga xamante ne moo lëmbaaji àdduna ba tax sax mu laalaale suñu réew. ba gis nañ ndogal yi nga xamante ne njiitu réew mi jël na ko ci am nañ article bi ñu njëkk a waxtaane ci loolu lay wax waaye bala ma cee dugg ñi ñuy seetaane dañoo am yellay fépp fu nit toog ñu joxe suñu ay sensibilisation joxe suñuy xalaat ci yooyu kenn ku nekk dana ci wax benn baat wala ñaar bu ko defee ñu door a ñëw nag ci article yi ñuy waxtaane ndax loolu moo gën a dëppoo ak li jamono ji laaj fi mu ne xujja Sëñ Mbacke ni nga ko waxee noonu la amee parce que jamono ji comme que li ñuy wax Sénégal lañ nekk mais feebar bi dafa wër àddina bi yëpp man démb dañu ma woon benn carte boo xam ne dañu doon xool coronavirus bi fan la nekk si dëkk bi mais carte bi yëpp dafa xonk cur donc pour wax ni fu mu nekk nii ku nekk yow war nga xool nan nga mën a moytu ko feebar boobu noonu te li ñuy wax rek comme d'habitude moytu joxante loxo yi ak kuy sëqat aussi nga moytu nga jël sa benn mouchoir wala dara bu amul masque donc contact bi daal li ñuy jéem a wàññi te di wax aussi képp koo xam ne sentir nga ni sa yaram am na dara loo xam ne dafa changé na nga jël woote numéro yi nekk fii parce que am na ay numéro yu joxe yoo xam ne doo fay dara nga woote ñoom dinañ la mën indiquer mais nga xool daal na nga mën def ba bañ moytu di jaxasoo ak ñi déjà sa famille pour mu bañ law donc daal nañ def attention bu baax parce que feebar bi am na voilà attention boobu xam naa ci biir article bi bu ñu ñëwee danañ gis ni mu ci gën a duggee bu baax a baax Seynabou jëmmi feebar bi de garaaw na xaw ma Covid 19 lañ koy wooye xaw ma waaye moom day lëmbaaje na am na doole de parce que dañu commencé woon ci feebar jékki-jékki mu doon épidémie jékki-jékki maintenant on parle de pandémie donc war nañ koo mën a bàyyi xel bu baax parce que soo demee ci dëkk bi dégg ñu naan la corona amul sa xel yow da ngay tiit da nga naan est-ce que les gens sont conscients ci li xew feebar bi donc ñu gën a sensibiliser rek comme ni ko Khoudia waxee tout tourne autour de l'hygiène set même bu dul feebar bi sax set dafa war a doon loo xam dañ ko war a mbuboo mu doon lu ñu moom donc je pense que ne Khoudia wax na ko sànq sooy sëqat surtout déjà loolu da ngay protéger waale sa bopp sax da ngay protéger waale sa bopp parce que lépp loo xam ne jege na la doo ko suwee li ñuy wax doo ko suyee boole ci numéro yi ñu joxe numéro yi donc su fekkee ne gis nga yenn comportement nga commencé koo am jarul ngay dem ba hôpital wooteel parce que yoon bi ngay dem yëpp mën nga koo wàll ñoo xam ne vraiment waroon nga leen épargner donc toogal fi nga toog nga woote numéro yi ñoom dinañ jël mesures yi ci war yëpp jërëjëf Seynabou aywa grand waaw li ñuy fàttali nit ñi rek lenn quoi ngir yàlla nañ déglu loo xam ne mooy lu officiel parce que rumeur yi bëri na te WhatsApp beeg nit ñi ñu ngi wax lu kenn xamul ñëppay informé nit ñi daal lépp loo xam ne c'est pas officiel gouvernement waxu ko docteur yi waxuñu ko bu leen ko jàpp merci danañ ci ñëwaat mu gën a yaatu loolu rek message bu fort la Papa yow de yaa ngi junj sax ne sa album bi waroon a génn le 23 dañ ko war a li pousse lépp ko pousse dañ koy pousse ndax du loolu doomu lañ pousse waaye li pousse lépp moo ko pousse parce que dañoo gëm ne rek ñun ñoo ko mën ñoo ko mën te faw pour ñu daan ko nag faw ñu àndandoo ñu ñëpp booloo dekk benn pour mën koo daan te daan bi yomb na maanaam loo xam ne amagul garab nañu fexe arrêter propagation donc maanaam nañu conformer wu ak règles yi ak lu ñu établir ne noonu la nit ñi war a def mooy set gi moytu rassemblement yi ba pare am numéro yi lu ñu gis mu suspect am nag amul nañu woote mu leer daal moo gën a wóor daal parce que man daal jàpp naa ne ñun moom Sénégal moom lu ñu booloo dañ koy daal incha allah am na solo jërëjëf Papa Adala it foofu laa lay joxe waale sax nga introduiral ma article bi nga xam ne moom la waa Seneweb indi te ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi annulé ci bépp rassemblement boo xamante ne nii dafa am nga gis ne am na ay jéego yoo xam ne am na ci ba sax lu mel ne daaka bi waroon a am lu mel ne siyaar général lu mel ne màggal Kazu Rajab yu mel ne ndaje yu ay conférence yu baree bari yoo xam ne da doon am ñu taxaw ci di ko kii boo joxee sa message ba noppi foofu nga leen ñu duggaale ndax ñu far sa tax lu waale ci biir article bi. waaw jërëjëf Mbacké Sylla donc man li ma ciy dolli rek mooy damay yëkkati fii Papa sa daane day muy doomu jàngoro bi dafa doon loo xamante ne ñun ñëpp dañ ci am responsabilité donc dafa nekk benn responsabilité boo xamante ne c'est une responsabilité collectivement individuelle kenn ku si nekk da ngay am prise de conscience si
sa bopp ba pare nga jël sa responsabilité maanaam li nga xamante ne moom lañ tëral kenn ku si nekk nga sàmmonte ak loolu noonu ñu tëral parce que kenn ku si nekk di nga ci gis sa bopp ndax loolu moom moo ñuy jëriñ donc ñu fexe ba nga xamante ne ñun ñëpp dinañ nekk ay soldats pour mën a xeexal doomu jàngoro jooju ba nga xamante ne du law suñu biir réew mi comme ni muy lawee ci yeneen dëkk yi mu doon loo xamante ne gënaluñu donc ci biir loolu ci laay introduire article bi nga xamante ne ñi ngi ko jëlee Seneweb ñuy waxtaanee ñi ngi def comme titre Macky suspend tout donc muy ay mesures yoo xamante ne suñu njiitu réew daf ko teg lépp pour wàññi maanaam doomu jàngoro ji ni mu war a mën a lawee ci biir dëkk bi loolu moo waral ca samedi conseil présidentiel d'urgence sur le coronavirus dafa amoon maanaam ab waxtaan ak yeneen i njiit ñu ku si mel ni ministère de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr ak ñeneen ñoo xamante ne dañoo bokk ci biir gouvernement bi ak yeneen responsable des forces de défense et de sécurité ak sax ay membres yoo xamante ne dañu bokk ci biir comité de gestion des épidémies te loolu noonu yëpp am na yu bëri yoo xamante ne dañ ko teg lu si mel ni ay manifestations yi nga xamante ne moom mooy manifestation publique dañ ko daal di dakkal ci diirub 30 jours ak sax wàllum njàng ak njàngale mi dañ ko daal di aj maanaam ci bu ci commencé ci primaire ba ci université dañoo aj jàng bi si diirub ñetti semaines ba pare tamit ci wàllum aji màkk bi ak sax chrétiens yi nga xamante ne dañuy def pèlerinage dañ ko daal di suspendre ak ay contrôle sanitaire dañ ko gën a yokk ci wàllum frontières yi maanaam ni ñu ko doon defee dañ ko gën a yokk jamono ji en plus dañu am yeneen yi mesures yoo xamante ne jël nañ ko te mesures yooyu li ma ci gën a neex mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy guides religieux yi dañ si daal di taxaw ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi mu doon loo xamante ne dañ koy applaudir ndax lu rafet la wane na ne dañoo booloo te mbooloo mooy doole en plus am na yeneen ak yeneen yoo xamante ne bu ñu ko xoolee dañ ko fiy gis parce que feebar bi ñi ngi ne fu mu toll nii ñi ngi toll ci 27 cas te am na ñaari cas yoo xamante ne ñooñu faj nañ leen donc dafay doon loo xamante ne ñiy saytu wàllum faj mi déjà dañ leen di encourager ndax yombul à chaque fois ñi ngi indil ay informations quotidiennes yoo xamante ne yu leer la en plus ñi ngi ñuy wan tamit évolution bi nga xamante ne am na ko ci biir réew mi donc man ni ma ko gisee mooy ne lu rafet la lu may tàccu la donc ak mesures yi ñu teg dañuy jàpp ne suñu njiitu réew mi sax dafa am fit parce que ñu jiital la rek yombul. jël na ay responsabilités mu doon loo xamante ne yombul donc ñun li ñu mën a def mooy ñu plié wu ci mesures yooyu nga xamante ne moom jël na ko kenn ku ci nekk nga jël sa responsabilité sàmmonte ak li nga xamante ne moom la sant ñu def ko en plus ñun ñëpp ñu mànkoo ndax mànkoo moom mooy doole donc bu ñu tasaaroowee rek donc du dem donc il faut kenn ku si nekk ñu jug nekk ay soldats pour xeex ak doomu jàngoro nekk ay soldats pour xeex ak doomu jàngoro ji lu am solo la grand Odia waaw Odia kon nag Odia nga joxe ci sa xalaat ci loolu waaw man def naa mbir bi li ñu ci wax soxna si wax na mbir bi yëpp soxna Khoudia aussi wax na ko soxna Seynabou aussi wax na ko naa ne mesures yooyu la ñu war a jël rek quoi même professeur c'est-à-dire topp ndigal yi moytu aussi surtout comme professeur nu mu ko waxee un peu réseaux sociaux yi information yi ñu faral di doxal noonu ñoo xam ne dëgguwul léeg-léeg donc je pense que lu autorité def loolu la parce que tubaab nee na ko mieux vaut prévenir que guérir donc ñu ngi si yoon am na solo Seynabou dégg nga article bi ni ko ànd laayit ubbee xam naa rassemblement moom dafa mel ne feebar buy wàlle loolu da cee gën a gaaw maanaam daje jonjoo bi jaxasoo bi wàllu cet gi wàllu yooyu dafa mel ne nag ñun dañ koo tàmm ba nga xamante ne buñ koy dindi day metti ci ñun waaw day metti waaw dañu xool fi nga xam ne mooy li yi gën a may doole jàngoro bi ñu jéem a dindi yooyu noonu commençant par dajaloo bi ak nu ñu koy waxee insalubrité yooyu noonu yëpp dañu xool fi nga xam ne suñ ko xeexee surtout ni ñu def école yi xale yi toog seen kër université yi toog seen kër donc plus nit ñi di rester fi ñuy toog plus jàngoro bi di gën a néew doole booleeg suñu li ñu am avantage mooy chaleur beeg naaj beeg yooyu noonu yëpp ay avantage la déjà man damay féliciter suñu président parce que dispositif yi mu jël c'est vraiment à encourager vraiment à féliciter chapeau bas lañ koy wax parce que boolewul dara ak wax moom dafa toog lal ay stratégie ba yëpp normal mu wax ak ñi mu war a waxal après ñëw indi les règles indi nuñ koy waxee matukaay yi léegi li ci des nag mooy ñun ñoo war a jàppale suñu bopp parce que man sànq maa ngi gis ci net bi image benn policiers yi dem di tas ay daayira ak ay anniversaire franchement loo xam ne du pour intérêt président bi mais pour ñun suñu intérêt la koo xam ne dala bëgg a aaral yow sa wér-gu-yaram vraiment warul topp sa ginnaaw di daw ñun li daloon Guinée ci Ebola bi bëgguma mu dal bi parce que ñoom au début
ils étaient pas conscients de cette maladie. danger maladie bi ñoom jàppeewuñ ko woon feebar dëgg-dëgg. donc bañ dem ba affaire bi ëpp leen doole nag ñuy soog a yeewu ci mbir mi. dëgg la. donc pour man dañoo war a manko maa ngi gis ay exemple de patriotes ñoo xam ne dañu bëgg seen dëkk ku ci mel ni Cristiano Ronaldo. jël hôtel transformé ko def ko hôpital. waaw yaa ngi gis sànq tamit maa ngi gis ñu ne Sadio Mané def na don de combien de millions xalif général des Mourides tamit def na xaalis bu bari si je pense que ñun ñëpp dañoo war a def jéego yu mel noonu. waxuñ la nga indi sa moyen peut-être amoo ko mais liñ la sant. nga tàmbale ko ci sa bopp nga tàmbale ko ci sa bopp. aar sa bopp aar sa njaboot. je pense que loolu mooy vraiment le débat tout tourne autour de ça. feebar la nañu conscientiser wu. di déglu ñi ñu war a déglu. keroog maa ngi koy wax am na ñoo xam ne suñuy wax dañoo war a cotiser ñun ñëpp jox leen ne leen noppi leen. am ñoo xam ne nag suñuy wax war nañ cotiser jox leen ne leen wax leen déglu leen ñi ñu war a déglu te aussi. ñi war a wax nañ wax ñi warta wax nañ noppi. voilà ñi warta wax nañu noppi parce que des fois nga mel ni Seynabou di wax ci thème boo xam ne xamoo ci dara. donc jàllale ko ci net bi te net bi c'est des milliers de personnes yoo xam ne ñoo koy seetaan te xamoo ki ku ci nekk ak niveau d'intellectuel wala niveau bi muy déggee sa message. mën nga créer psychose. te comme ni ma ko waxee keroog feebar yu mel nii panique. du faj dara. il faut que ñu am suñu self contrôle. mën a jàkkaarloog moom pour mën a xeex. aussi chapeau bas ak suñu services médicaux yi. ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax parce que ñu ngi risquer seen vie. mais dañoo prêter serment moo tax ñu nekk ci terrain bi di ko ñefe. ku feebar balaay keneen di ko dégg ñoom ñoo koy njëkk a gis. def li ñuy def ci dans les règles de l'art daal. ñu leen di féliciter ñoom bu baax. macha allah am na solo de li nga wax noonu lu yaatu la li professeur doon wax léegi ci wàllu communication bi boo xoolee ministre de la santé dañuy def defe naa ngoon gu jot. ñu génnee benn communiqué boo xamante ne day wax fi situation bi toll di ci jaajëfal bu baax ba RTS 1 RTS 2 ak bépp service boo xam ne am na ko dañuy gis ne jamono jooju dañuy suspendre lépp lu ñu am defal nit ñi direct loolu ndax xam guñ xam importance bi nga xam ne moom la fi am li sëy na wax lu am solo la léeg-léeg tiit rek daa doy feebar te ñuy wërta wax bu ñuy wax kenn ku ne day demalee ka fekkele defe naa man li ma gis ci àdduna bi xam nga ñoom lan la ñuy wax seeni réew liñ déclaré ci ay cas ne dañoo feebar dafa tuuti dañoo wàññi chiffres yi ñoom nekkatuñ ci am naak amut de dañ naan dañuy nëbbu sax yenn ci ak naan dafa tuuti ñun nag ñu naan suñu réew ñun feebar bi amu fi dañ koo ker yeeg dañ koo nangam doo xam ci ban mentalité la ñuy xalaatee wala demalee ka fekkele ku toll ci loolu da ngay déglu ñi xam te gën laa jege yi fi jox la information yi loolu mooy gën a noppale xuuj dëgg la sëñ Mbacké man en fait li may gën wax mooy sens discipline ak responsabilité parce que cas yi mujj yi man moo koy dégg vraiment man dama jaaxle parce que da nga gis koo xam ne day xam ne feebar bi mi ngi ci yaram bi de mais day daw ñëw fii ci biir dëkk bi loolu lan nga ko mënee comprendre parce que dégg nga ne ñi ngi faj fii dëgg la nit ñaa ngi fii wér mais yow boo ñëwee ñaa ngi contaminé ñu bëri donc il faut nga responsable yow nga dem ñu faj la moo gën wala nga toog ñu faj la mais nga ñëw contaminé ñu bëri contaminé sa famille entière te nga xam ne yow yaa ngi amee doomu jàngoro ji man loolu vraiment li ma gënoon metti la fen donc di encourager rek parce que du ma félicité gum kenn parce que ñi ngi ci xeex bi ba léegi mais damay encourager rek nu mu tudd suñu autorités yi parce que déjà Sénégal ak Afrique du Sud rek ñoo fi am moyen wu détecter feebar bi ci saa si donc déjà loolu ndam la bu rëy fii pour Sénégalais donc di wax rek nañu jël suñu prévention bu baax comme ni ñu ko doon expliqué sànq te surtout jaxasoo yi ci transport en commun yi man foofu moom xam naa ne moom ma xaw a jaaxal parce que mën nañu limiter yëpp rassemblement yi ak yooyu mais transport yi day xaw metti parce que li ñuy wax fii ku nekk yaa ngi lijjanti chaque jour ngay lijjanti sa dépense donc xëy na bu ñu la nee nga wàññi nga toog sa étape la xëy na bu ñu matalee étape bi def norme yi mën nañoo bañ a àgg ci situation bu ñuy yóbbu ci ñuy waaw xëy na ñu ngi ñaan ñu bañ fa yegg mais aussi bu ñu nee nañu moytu rassemblement yi te ba léegi aussi ñi ñaa ngi jaxasoo si yenn béréb yi aussi day nekk loo xam ne dafa xaw doy waar donc nañu jox nit ñi aussi moyens de prévention yi parce que ñu ngi ko doon waxtaane sànq avant émission bi gel yi ñuy def si loxo yi pour antiseptique yi gis nañ léegi dañuy yokk njëg bi donc loo xam ne yow dëkk bi voilà dañ ko doubler donc loolu déjà dafa nekk loo xam ne dafa doy waaw yow situation bi ñu nekk ñun ñëpp ñoo war manko xeex li donc yow boo ko wàññiwul waroo ko yokk donc vraiment di wax nit ñi nañu def prévention yi ku amul tamit moyen wu gel yooyu nga jël sa liquide parce que nen yi souvent saabu bi li tax ñu koy bañ mooy da ngay raxasu nga bàyyi fa përngalu saabu bi donc virus bi mën na fa des mais nga jël gel liquide wala omo boo xam ne day xëpp nga def ko ci nga teg ko noonu moo gën voilà donc di sensibiliser nit ñi rek mu nekk loolu rek mooy solution bi amul leneen dëgg la Khoudia wax nga lu am solo de daanaka loolu mooy solution bi jéem a fexe ba set rek set moom baax na de xam nga décision yi gën a jafe pëpësa booy xool état jël na ko
mooy Sénégal moom ku ne xam na ndaje yi ni mu saxe ci ñun daanaka ngëm-ngëm la boo xam ne wax ci sax dafa yombut waaye def nañ politique bu baax ak nuñ ko seeree ba loolu dañ beneen décision bi mooy tëj say frontière ci yenn réewi Europe yi wax ne bu fa avion jógee ñëw fii ñun loolu rek dañuy jàpp ne sax loolu wërta mën a nekk suñu diggante ak ñoom waaye ni ko Amérique defee tey donc France defee ko noonu Sénégal itam defee na ko noonu même chose ci façon boo xamante ne façon bu responsable la. mais parce que foofu la jamono toll parce que jamono ji ñu toll nii soo xoolee réew mu nekk day fexe protéger boppam. donc ñun tamit waruñoo des ginnaaw. donc moo tax décision bi président jël c'est à saluer donc tey jii man je me dis que fi ñu toll nii ça en appelle ci responsabilité ku ci nekk si ñun. maanaam ku ci nekk si ñun tu es un maillon de la chaîne. mën nga jàpp ne mën nga nekk koo xam ne mooy ñaawal mbir yi comme mën nga ci bokk si ñi nga xam ne ñooy taaral mbir yi. tey jii am na benn waay ñuy wax ci Twitter xaw ma seen anonymat xaw ma ko il paraît que Ndakaaru Ndiaye day romb yor ay gel day jënd ay gel di romb di ko distribuer nit ñi. xaw ma turam nag quoi mais ñu bëri ñu koy def ay seede ci Twitter naan da nga koy romb mu jox la masque. moom da ciy participer noonu donc man je me dis que sens su patriotisme ak citoyenneté boobu mu am moom la ñu bëri am tey dafa make money def liggéey xaalis baax na lu bëri baax na mais xam ñun dañu nekk ci réew moo xam ne suñu économie lu ci ëpp dafa informel donc tey jii comme tey soo xoolee tey tugal dafa am psychose bu fa am nit ñi dañuy dem ci supermarché yi jënd barricade seen kër parce que ñoom dañoo jàpp ne àdduna yi tukki donc maanaam ñun amuñu moyen wu yegg foofu parce que bés bu ñu yeggee foofu fii néew na Sénégal ñoo xam ne dañ ko nañ million wala lu ëpp million seen kër loo xam ne mën nañ jënd loo xam ne mën nañ téye ay weer donc maanaam ñun fu nekk nii moo tax may gis image boobu ni may tiitee lu leer moo tax ñu rënk ab dund noonu noonu la ñuy def loolu gaaw léegi ñun nag comme gis naa image fi bu baax c'est-à-dire comme ñun nag ñu si bëri si suñu réew maanaam majorité bi mënuñu loolu donc ñu nañ fexe arrêté ko fa mu war a yem bu ñu bañ a yegg foofu bañ yegg ci ay quarantaine totale ak yooyu parce que loolu xam naa ne bés bu ñëwee la muy jur en fait dañuy sax fàtte feebar bi feebar bi sax dootul nekk suñu problème donc suñu jugee ci loolu tamit li ma si jàngat bi ma ci bi gën a rëy su may xool feebar bi mooy l'équilibre est fragile équilibre maanaam tey tant que ñu ngi suñu confort suñu zone de confort bi ñu yàgg dundee dañuy jàppande rek en fait dafa lépp a yomb pour man lii daf ñoo war a yee ci lu bëri ñu delluwaat ci sens des priorités yi xam ne jàmm ci la lépp xaj dëgg la lépp lu ñuy mën a xëccu te jàmm amu ci mooy maanaam yàq lay doon ba pare tamit delloo tamit xelit que tamit y a des secteurs yoo xam ne ci réew dafa important même suñu jugee ci lii war nañ ci gën a bàyyi xel mooy santé bi mooy éducation mooy domaine yoo xam ne pour man tey suñu ñëpp jaaxee si ñoom ñu daw dellu dëgg la donc maanaam lii leçon la ba pare cat gi tamit nañu fexee rek ba su coronavirus gi rombee su rombee ñu fexe ànd ak moom rek dem ak moom pour man lu am solo la daal wallaay am na solo de waaw preuve waaw man jàngat ci ma ci def bu njëkk mooy pour la première fois au Sénégal ñëpp manko diine opposition pouvoir bi Sénégal nekk Sénégal léegi pour la première fois ñoom ñëpp ñu bokk benn combat benn combat kon mooy ni que xam nga kan dëkk bi kon lu ñëpp jàpp daaneel ko dëgg la kon léegi est-ce que bu fekkee benn virus rek moo ñu mën a unir ñun ñëpp kon kay ñun Sénégal war nañu mën a boole ñun ñëpp dëgg la moo ñu boole sax indirectement mais est-ce que parce que sàmm Sénégal moo tax ñu moo gis nga kon mooy ni que xoolal kon mooy ni que ñun ñëpp am nañ benn objectif mooy sàmm Sénégal kon kay lii bu jeexee war nañ gën a mën a diisoo pour ñun suñu biir dëgg la ci loolu xam priorité yi beneen jàngat bi may def mooy ni que dina am toujours ay nit yoo xam ni duñu topp yoon ak du les brebis galeuses léegi nag loolu bu amee man dama jàpp ne gouvernement bi xam moo def lu mel ni dimanche day tëj région yi tëj région yi comme élection ni ñu koy defee kenn du voyager ku ne toog fi nga toog par dimanche wala dimanche week-end bii parce que week-end bi dafa am lu xew léegi pour leen comme que am na ñoo xam ne kenn mënu leen tere gouvernement bi tëj li muy tëjee élection mais li xew ci week-end bi bu dee Kazu Rajab bi ngay junju waaw boobu jël nañ ci ay décision defe naa ña koy woote nee nañ kenn ku ne na ko defee fa nga est-ce que xam nga problème ma ne ñi koy woote sax nañu wax mais am na ñoo xam ne ba léegi gëmuñu yooyu am na nit yoo xam ne xoolal ba léegi ñoom jàpp nañ ni que li ñuy di wax amul waaw loolu de am na léegi te ñooñu dañu commencé bëri ci ay xale yoo xam ne xoolal jàpp nañ ne que li gars yi di wax ne ñoom concerné wu leen dëgg la léegi nag ñooñu pour ñu prévoir leen comme que xam nga mënuñu génne ay doole ak yooyu ñu tëj ku dugg doo génn ñu ne week-end bi Dakar kenn du fi génn Thiès kenn du fa génn Mbacké kenn du fa génn kenn du génn fenn wax ji jeex dëgg la
boobaa xoolal kenn du am problème ak kenn. non man jàpp naa ne dinañ dellu si à la raison. parce que non parce que xam nga ñun au début dañu doon wax naan am na amul. mais egsi na fi egsiw fi. léegi dem nañ ba comprendre gis nañ ay cas avéré te xam nañ ne c'est un danger pour suñu réew. pour suñu économie réew pour le domaine yu bëri suñu réew. donc actuellement man jàpp naa ne suñu demee ba kilifa diine yëpp tout religion confondue yëpp. ñu ngi ci biir xeex bi. pour man dinañ bàyyi. ñi jàppoon dinañ bàyyi. papa xam nga yow da nga ci rafet njort rek mais histoire dafa wane ne que toujours am na ñoo xam ne kenn mënul dara ci ñoom. waaw duñ tënku ci yëf duñu tënku ci dara ay tête brûlée lañu. léegi nag te ñooñu xam nga mën ko wax ñax bu xamul mën na lakkal ñax boo mën na lakk lu ñëw balaa loolu yëpp dem nag na gouvernement bi tëj xoolal comme ni ñu koy defee élection am élection bu jotee. pour man soxla tëj région benn région la gars yi waaw léegi benn région ngay tëj rek ngay tëj ñu tëj ko buñ ko tëjee week-end bi vendredi samedi dimanche wax ji jeex bu lundi jotee ñu ibbi ko. te man fi may waxee rek mooy xamata ji comme ça xoolal ñëpp am jàmm. xamata ji pour man am na yenn mbir yoo xam ne waruñu fa sax di yegg ndax réew mi ñun dañoo gëm ñun ñëpp dañoo gëm te ñun ñëpp dañoo fonk suñuy mag suñu kilifay réew bëgg di dem ay gàmmu bëgg di dem ay màggal dañ ko dafa bokk si ñun quoi man mii toog nii man damay dem dama tàmm di dem ak ñeneen donc tey jii su demee ba am lu grave loo xam ne dafa tegu suñu kanam pour man xëccoo bi sax moo dul yoon ndax loo xam ne danaan yomb ñëpp di ci dem suñu demee ba ne ren dañu bàyyi mu sedd pour man am na yoo xam ne jarul sax ñu effectivement waaw mais xam nga li nga wax ni papa mooy ni que ñi nga xam ne dañuy xalaat mais lu ñu ëpp ci nit duñu xalaat. dëgg la professeur dama yaakaar ne léeg-léeg sax problème mu communication la. waaw ak nit ñi ñàkk am information. waaye ñàkk itam formation ci lu mën di doon. diine ji sax dañ ciy nekk ak ndaje yi waaye dëgg-dëgg li ko sos. dañ ko dul xam. dañ dul xamit sens bi lan la. waaye buñ ko xamoon man jàpp naa ne bis yi nga xam ne sax dañoo wax ne nañ ñëw ba ñëpp woote ko. sax ku am ngant sax day am ngant yoo xam ne moo gën a nekk faratay ci yow ci nga toog. rawatina nag bu jamono laajee lenn li. te boo demee. même tey bu ñu ñëwoon sax affaire bi jeex na waaye ñu dëppoo ci ne nañ toog kenn ku ne defee ko fa nga nekkoon dañuy xam ne daf ñoo dab ci misaal tey bu ma jëlee màggalu Kazu Rajab bi nga xam ne moom la ñuy def maanaam Sëñ Fàllu mi ñu dem di ko defali moom wóotewu ko woon c'est-à-dire ci ginnaawam lañ ko wooteel ci la ko doomam sëñ Modou Boussa Dieng woote pour ñu ñëw màggal si Kazu Rajab ñaanal Sëñ Fàllu màggal benn yëf rek la mooy daje ñaanal ki fi jóge woon ak fàttaliku ko loolu nag bu ko situation laajee kenn ku nekk war na koo mën a defee fa mu nekk te du am benn problème. ñoom sax dadul dara sax mais su dee màggal gi cadre diine la. waaw te wax dëgg fa yàlla lu cadre situation yu mel nii lan la ci diine wax. nee na la fa nga xam ne feebar mu ngi fa. bu fa kenn dugg effectivement pour man ñoom war nañ ki nga xam ne jàpp na ne moom feebar bi nu ñu koy waxee waru ko tere mu dem. kooku war na xoolaat boppam. effectivement ba léegi sax professeur li ma la ciy dollil mooy maanaam ñun njaboot yi ñoo am problème waaye affaire yi moom leer na ndax bu fekkee xalif général de Mouride daa génnee 200 millions ne lii maa ko dimbalee ñiy faj feebar bi ça veut dire que feebar bee ngi fi mu delluwaat joxewaat ndigal ne kenn ku ne na nga ko defee fa nga nekk dëgg nag ñoom seen jaan wàcc na léegi nag keneen ko def nag yow yaa ne ci ak xaru xanaa léegi nag gis nga li nga wax noonu Mbàkke dafa leer ba nga xam ne xam nga lu lan moo te Mouride ndigal waaw léegi non kaay ma doon nag xam nga la moo reewul ci bopp yi dañ jàpp ni que feebar bi ñoom amul ñu ci bëri dañ jàpp ni que xoolal ñoom dem foofu moo leen di gën a yokk ñu bañ a dem wala moo leen di sauver que moo leen di sauver xam nga léegi ku jàpp loolu non professeur li yaa koy demalee ko fekkee la rek kan moo jàpp loolu mais yow yaay nattale rek non mais déglu ma la mais Mbàkke non yow yaay nattale nii rek yaay demalee ko dañoo jàpp ne dañoo ñan ñoo jàpp loolu Mbàkke man réseaux sociaux yi ñëpp xam nañ gis nañ fi ay allocution yoo xam ne ay nit yu wax loolu ne ko xoolal ay nit ay wax rek waaw léegi dañuy ruube rek waaw mais léegi ñooñu wax ñooñu xam nga léegi polémique kay sàmm polémique dañuy ñeneen ñu ñuy influencé Mbàkke dafa am ñeneen ñuy xam nga léegi yow sa man daal xam nga fan laa bëggoon dëgg-dëgg sax wax jooju ci Kazu Rajab bi nga baal ma ci li ma la dog noonu mooy ci biir Touba ci boppam ak biir barab yi nga kër yi nga xam ne këru diine yi la ndaje yi nga xam ne moo fay am mooy ndajey biir kër yi par exemple biir jumaa yi yenn siyaar yi yenn ndaje yi nga xam ne mooy am foofu laa gën a amee problème que nit ñi jógee dëkk sàngam di wàll si yaan maanaam tey ñi nekk biir Touba bisu Kazu Rajab ñëw ñu dem daje ci nit ñi dajee ca jumaa ya wala nit ñi daje ci kër yi wala nit ñi daje nangam rassemblement yu ndawaan yooyu di am ci biir kii yooyu laa gën a xalaat que pëpp sa mu jógee kër Njaay Loo ne day màggali defe naa bu dee ndigal lay doxee ak pas-pas da koy defee fi mu nekk bari na jeunes yoo xam ne du ñu suivre l'information utile ñoom la plupart du temps dañuy sëgg seen portable yi rek seen réseaux sociaux yi alors suñu gisee koo xam ne benn tête brûlée la def benn vidéo wane ab daanukat waaw véhiculer ay message yoo xam ne vraiment mën nga créer benn genre groupe boo xam ne day doon rebelle daal affaire bi mi ngi Touba waaw
ay waa Touba dajee seen Touba des Touba amul problème. mais xam kañ lay graaw. non xam nga boobu sax graaw la. c'est la deuxième ville non attends xam nga may bëgg expliquer xam fa kañ la gën a graaw ñeneen ñi jóge ci yeneen région yi dem fa jàpp ko bu propagé wu ci la affaire bi danger bi ëpp. d'accord léegi loolu tax ma ne xoolal quarantaine du sax quarantaine. mais tëjoon Touba ci week-end bi. ce serait mieux que ñu xoolal. pour bañ a risquer dara pour bañ a risquer dara. d'accord risque zéro risque. d'accord mais nag xam nga boo ko waxee ñu léegi ñu. ah waaw moom gaay yi comme xalaat nga ci loolu rek baax na. bon majorité bi daal ndigal la ñuy wéyee. waaw wax nañu man daal jàpp naa sax loolu nekkatul problème problème c'est-à-dire maa ngi gis ay marché hebdomadaire yoo xamante ne ci ay bis yi dañ leen a tas. muy luuma yi sax lañ koy wax ci olof. wala defe naa luuma sax français la waaye lu ci mën di am daal ñi ngi leen di tas gis naa itam ay daayira ak ay mariage yoo xamante ne ak ay anniversaire gis naa sax ku bind lu xoromu ci internet bi nee na yéen célibataires yi ragaloon a takk gaaw leen takk ndax fi mu ne moom xew amul dara xew waaw da ngay takk rek mu simple lépp jeex ak jàmm defe naa rassemblement yi foofu la ñu war a waxee daal ci ñun itam pëpësa garam place yi dem toog di wax lu ñor ak lu ñorul ci restaurant yi bu mënta ñàkk daal nit ñi dañoo war a def farata ci mbedd bi duggaat ci kër yi voilà man je me dis juste que nit ki kenn waru laa gën a bëgg sa bakkan benn deuxièmement quand sooy exposé sa bopp responsabilité yemul rek sa bopp ñun ñi nga xam dañoo amee famille soo duggee seen kër da nga ko fay indi te man pour man ku ci nekk si ñun maanaam tiit sa waa kër nga gën a tiital sakk sa bopp donc maanaam tey lépp loo xam ne da la war a mettre en danger boo xam ne war naa mën a dem ba wàlli sa waa famille pour man da nga ko war a éviter jamono ji lu dul farata nañ toog kër ga te gis nga sëñ Mbacke Italie rek foog naa doy na exemple parce que ñoom au début ñoom jëluñu woon affaire bi au sérieux ba léegi gisoo mëntuñu ko contrôler chaque jour ñu dégg ay centaines de cas parce que au début ñoom li ñu leen waxoon defuñu ko donc yëpp si discipline bi la bu ñu la waxee defal lii parce que c'est bien la nañu respecter loolu rek jàmm am voilà parce que tant que ñu ngi mën contenir nombre de cas yi rek nit ñi dañuy mën bet mais bu yeggee ba yenn niveau yi day nekk man de nit ñi de xam naa war nañ xalaat quoi parce que bu ñu demee ba jàkka yi gars yi arrêté julli kon nit ñi war nañ xalaat ni ko mel ni Iran yooyu waaw fii mais même fii au Sénégal ah bon man de fi ma dëkk Maris bi kii bi ñëwee note bi ñëwee waaw imam bi dafa ne nañuy jullee seen kër nañ jullee seen kër est-ce que imam la loo te ñëpp comité bi jàkk ñëpp rafetlu ko parce que dafa ne que kii lañ wax ndem kaaba màkk ci boobu waxala imam bi la imam dafa ne comme que bu daw yaram imam dafa ñëw mu ne image yu rare nag imam bi mu ne comme que wax nañ ni que bu kenn daje publiquement kon nag jàkk ji nañ ko tëj pendant kon vendredi da ngaa gis ne dañu vendredi dañ ko war a tëj ah bon mais donc àgg nañ foofu àgg nañ foofu kay parce que gouvernement bi man de dama jàpp rassemblement yooyu maanaam ajuma yi ci la dama jàpp ne que Mbacke si la ajuma dañu war a toog ñu ñëpp suñu kër gi ba affaire bi passé pour le moment parce que sama problème mooy lan du affaire gëmuñu wala gëm nañu wala du non moom kay àgguñu fa man maa ngi ci laaj rek ndax dañ ko war a def ak defuñu ko feebar am na ci dëkk bi fagoo léegi nañ tëj jàkk ñun ñooy agent ñun ñooy vecteurs yi xam nga par exemple soo jëlee lu mel ni paludisme sooy xeex yooyu ngay xeex parce que ñoom ñooy yóbbu mais yow si boppam yaa yóbbu feebar bi donc dajaloo bi mooy premier facteur bi nga xam ne dañ ko war a éradiquer su fekkee ne feebar comme c'est juste xam nga pandémie généralement du gudd du yàgg ci benn du yàgg dans le temps c'est-à-dire suñu jëlee disposition yi ci war benn maanaam dañuy lu ñuy muñ benn temps bu ndaw la ñu saafara ko après ñu avancé dem moo gën ñu jël yenn risques yi mu maanaam mu mujjee ëpp loxo déjà amuñu du ñu am doole téye ko ba pare après suñu confort bi ñuy xam ñun nii suñu mode de vie bi day disparaître sur le plan économique day disparaître donc man sax 1 mètre bi sax doy na quoi parce que fii 1 mètre la bu doon 1 mètre xam nga bu doon 1 mètre baa bu doon 1 mètre ñu xoolaat affaire bi am na solo de léegi nag c'est-à-dire fi ma bëgg ñu jeexale ko ci phénomène bi nga xamante ni kenn xamul noo koy wooyee mooy àdduna daa mel ne dafa fas yéene soppi mbubb mi mu soloon da koo fas yéene wëlbati booy xool ndax xam naa ne dana laal ci wàllu wér-gi-yaram waaye dana laal lu bari itam ci wàllu économie dana laal lu bari itam ci wàllu comportement wu nit ñi loolu nag war nees na képp ko am xel nga xool ba xam lan la ñu mën a jural ëllëg man des fois ma ne Sénégal de war nañ cee jànge lu bari ndax jamono ji bu ñu naan na nit ñi set na nit ñi raxasu nga dem ci kër gis ku naan xale yi dee leen raxasu te set ma ne waaw moom da doon xaar ba corona ñëw muy door a wax doomam yi dee leen raxasu te set am loo xamante ne dafa naturel diine noonu la ko jàngalee ak nite noonu la ko jàngalee waaye ñun duñ ci jànge dara parce que damay wax ne ñun buñ doon jàng ci li jàll kon bato la Joolaa dañuy doy sëkk jàng ndax li ca dee ci ay nit kenn xamul nu mu toll te dañoo wax ne yab lu ëpp moo ko indi waaye ba mu jàllee defuñu lu mat at bu la tataa yi rombee nga yéemu ci yàlla ci surcharge nit ñi saa su nekk ñuy gën di xaru di gën di xabtalu léegi nag ngàdd mi nga xam ne dal na suñ kaw risque gi xanaa nag dana ko ba suñu xel na xanaa xam nga léegi est-ce que nit moom
day fàtte. ndeysaan. àdduna nit moo mel noonu dafay fàtte. dëgg la moom dara da koy dal léegi mu day am benn temps bu muy def nii rek. mais après dafay delluwaat ci li nga xam ne moom lañ ko yaree. parce que fii moom set dañ naan tubaab ku set ñu ne wuu ki dafa tubaabee. ki dafa set ba mu ëpp. waaw parce que pour ñun set dafay ëpp. waaw pour ñun set dafay ëpp. loolu moom doo ci d'accord. loolu maanaam loolu mook xeesal mook yooyu yëpp ñoo yem. maanaam mooy xeeb sa bopp. waaw ñàkk self estime parce que man je me dis que Guru da ko doon wax quoi benn rappeur bu nekkoon benn groupe tudd Gangstar. experience the best teacher expérience mooy professeur bi gën a baax bi gën a efficace. tey jii soo dundee benn mbir ñaara ci am soit da nga siy jàng leçon soppeeku ci ba faw soit nga dellu ci wàcc te répéter les mêmes erreurs et s'attendre à un résultat différent loolu nax sa bopp la. tey jii même suñuy diine tey dañ maanaam juróomi jàpp yi ngay jàpp rek maanaam kooku xeetu cat la. loolu dong rek xeetu cat la maanaam dafa bokk. mu wax la ne la booy tissooli bul ŋax bul sëqat rek comme noonu man bu ma demee ba tey ñu naan booy tissooli waaw li di daral sa gémmiñ gi di tissooli soo bul ko def ne la booy ëbbule nii bu ne waaye defal daral kiyal yu bëree bëri waaw loolu yëpp l'islam da koo jàngale lu bëri luñ lay wax waaye lu war a nekk ci yow foofu naturellement lu war a nekk ci yow naturellement tey jii ñun daal moom feebar buy wàlle yàlla bu mu fi ñëw waaye ñun genn jëmm lañ ñun moom mburu sax nit ñi dañ koy bokk may ma ñam ci kaasu café nga ne sa waaye barkeelul sëñ bi maa ngi siyaar moo tax nag la dëkk bàyyi triste la jëm billaay wallaay da ngay romb nit ñi kon bëgg siyaar bëgg sax bëgg siyaar waaw mais dañ koy góob mais benn waay bi nga wax barki démb mu ne est-ce que ñun loolu suñu aada la mu ne nuyoo suñ ñun doon ñoo wax yooyu ñun nuyoo dañ doon wax naan comme nga ñëw nga ne pëpp sa nga ne saaña mu ne ma bokkum ñun noonu lañ doon nuyoo mu ne ñun sant yi am sant yi lañ wax mais ñun léegi mu ne léegi ñun nuyoo bu bees bi dañ ñu ko jàngal accolade bi ba dem nañ ma nga xam ne léegi fii ngeen di kottante bu ngeen xëyee ku ñëw rek kott morom loolu tey de tey kay ni ma kontaane ko culture arabe góor ñi taxaw fële jigéen ñi taxaw fële kenn kootul kenn neex na de am na solo jërëjëf beneen article bi ñuy jël di ko war a waxtaane itam moom itam defe naa suñ mbokk yële di waa enquête ñoo ko indi waa Sénépolis ñoom itam jëlee ko ci ñoom muy loo xamante ne lu am solo la day delluwaat ci wàllu jigéen delluwaat itam ci seenu njàmbaare ak yi nga xam ne moo ci aju xuja waaw sëñ Mbacké reportage boobu nag ku ñuy wax Aïbatou Traoré moo ko bind mu wax les mères pères maanaam jigéen yoo xam ne ñoom ñooy yar seen doom yi xëy na gisuñu seen borom kër mu nekkoon nag reportage boo xam ne dafa daw yaram mu demoon nag waxtaan ak si ñu bëri ñoo xam ne vraiment ñi ngi yar seen njaboot te ñi ngi liggéey di leen entretenir parce que dafa nekk loo xam ne ñi ngi koy gis fii si biir réew mi muy ay jigéen ñoo xam ne dañuy jàmbaare lu tax du ñu gis seen borom kër nag am na si ñoo xam ne xëy na ñenn ñi si ñoom dañuy làqu seen borom kër dafa làqu donc ñu des ak njaboot gi am na si ñoo xam ne aussi dañuy divorcé maanaam dañuy tàqalikoo ak seen jëkkër ñenn ñi aussi dañuy gis ni dañuy nekk xëy na si mariage boo xam ne polygame la dañuy faral peut-être aaw bi wala ñaareel bi ba ni ñu waree demee si beneen njaboot bi xëy na duñ ko gis donc mu nekk ñoo xam ne vraiment ñu ngi liggéey di entretenir seen famille te man li may wax souvent sax xale yooyu day nekk ñoo xam ne vraiment bu ñu màggee bu leen yàlla jàppale day nekk ñoo xam ne dañuy am jom parce que bu dee ay nit lañu ñi ngi gis li seen yaay di daj pour ñu réussir vraiment day nekk ñoo xam ne dinañu mën am liggéey yu normal te day nekk ñoo xam ne aussi dañuy am respect parce que boo nekkee sa kër nga nekk ak sa yaay nga gis lu muy daj si yow vraiment war na la mën encourager te day nekk loo xam ne peut-être di nga am benn manquement maanaam sa papa bi nga waroon gis nga màggale ak moom day nekk loo xam ne daf lay manquer parce que xëy na sa yaay dina fi nekk mais jamais mu mën remplacer sa rôle papa day def lu mu mën rek dina la entretenir dina la yar mais rôle bi papa di def aussi day nekk loo xam ne toujours day nekk lu la manquer mais xëy na loolu du nekk aussi benn faiblesse parce que loo gis àddina lu la manquer rek mën na nekk benn leçon de vie maanaam loo xam ne day nekk force ba yow boo màggee aussi di nga xam nan ngay taxawee si àddina donc mu nekk reportage vraiment boo xam ne dama ko rafetlu te mu nekk loo xam ne ñu ngi koy dund kenn ki si ñun rek xam nga kenn koo xam ne mi ngi yar njabootam moom kese gisul borom këram te terewul aussi doom yi ni ñu war mel rek ñu ngi leen koy may donc di leen encouragé bu baax te mu nekk ay jigéen ñoo xam ne vraiment di ñu jàmbaare macha allah. am na solo waaw ay jigéen yu jàmbaare la ñu wax ci article bi relaté vraiment li ñu dund ak seen doom moom mu ngi wax cas yi nga xam ne soit da ngay divorcé wala cas yi nga xam ne da nga am benn mari bu irresponsable ñu wax ko te dee waaw bu irresponsable franchement naan la débrouiller yaak sa njaboot te yàlla bu xale ba màgg su xale ba màggee nag mu ne sama doom mais ba nga xam ne mënagul dara sa doom lañ lay wax am na beneen cas mais mënoo sa doom la
léegi yow mënoo ku jigéen kee man d'accord beneen cas bi nag mooy bi gën a métti boobu relaté wuñ ko ci article bi mais dama koy joxe exemple mooy ñi nga xam ne grossesse indésirée lay doon ñi nga xam ne peut-être dañu takkuñu leen mais ñu am doom en général ñooñu dañuy fuir ku góor ki day fuir ay responsabilités paternité bi sax sooy xef du ko nangu donc cas yooyu noonu tamit il faut ñu koy indi te loolu man dama jàpp ne yàlla le bon Dieu ba muy dénk xale ñëwul rek dénk ko jigéen kese dafa da leen def ñu doon ñaar une paire mu doom toog a sosu donc yar bi dafa war a doon équilibre balance la war a doon féminité beeg masculine bi ñoom ñaar bu nekk 50-50 la parce que yaay moo lay indi compréhension moo lay indi yërmande moo lay dalal moom ngay jege nga ñeme ko papa mooy indi bi vraiment soo deful lu dul loolu naka su dul noonu muy indi la rigueur bi mais su fekkee ne yaay ji mooy jël ñaar yëpp en général doom yooyu noonu dañuy am benn distance ak seen yaay en général la comportement bi yaay ji war a am ak doom ji day xaw a des parce que day ñëw bëgg a jouer waale rôle papa ji te des fois sax da ngay gis situation yoo xam ne c'est encore pire yaay ji day culpabiliser xale bi di ko wan ne ko franchement yow yaa tax li ma waroon su fekkee ne sëyul ak papa ji ay gis danaan ko ba ma nekkee jeune yow yaa tax ma bàyyi sama liggéey ba ma doon def yow yaa tax ma bàyyi sama jàng bi toog kër ga donc da ngay jël xale bi doonatul voilà dootul doonati yar par plaisir mais fardo lay mujjee doon te xam nga loolu day compliqué soo demee ba sa doom doon fardo au lieu mu doon plaisir su jur xale plaisir la war a doon yar ko tamit plaisir la war a doon te loolu su dee benn loxo rek day xaw a métti il faut que mu doon ñaar mu doon équilibre voilà ku nekk dafa war a indi lum si man pour man même soo divorcé ak ku jigéen ki yow say responsabilité da nga ko war a continuer da nga war a continuer responsabilité sa doom bi sentir ne moom am na papa parce que am na sax nu muy demee dans la vie réelle su demee ba war a jàngi wala nekk ci société bi il va pas se sentir en confiance parce que dina sentir ne am na loo xam ne daf ma manqué lu sama morom yi am te man aw ma ko donc loolu mën na jouer ci même comportement am à l'avenir mën na jouer ci loolu mën na doon benn manquement benn faiblesse boo xam ne da koy am mu doon loo xam ne dañ cee war a bàyyi xel bu baax góor ñi ñu sensibiliser leen ñaax leen ci loolu noonu boole ci am na benn dame di expliquer ne même doomam yi dañoo amoon sax problème mu këyit parce que papa ji moom moo war a dem déclarer ba yenn année yi doomam yi amul këyit est-ce que foofu tamit du ci amalaat taxaw seetlu tuuti su fekkee ne yow paa bi dala délaissé yow ku jigéen est-ce que mairie waru la mën a état civil waru loolu lañu pourquoi lan papa ji loolu moo noonu moom. mais day am de. non loolu moom tegul non xëy na dafa nekkul ci sëy. dafa nekkul ci biir sëy. waaw loolu mën naa nekk même bu nekkul ci biir sëy. waaw parce que cas bi ñuy wax nii dafa divorcé quoi. dafa divorcé même bu nekkul ci biir sëy. xam nga nag divorcé itam day am. mais léegi ñu baree ba jigéen ki lay jógee lan mooy nekk boole si ñëpp. jigéen boo kan xam nga doom bi sant papa ji lay jël donc logiquement papa ji moo war a ñëw déclarer. waaw mais loolu tam wax la de. xale mën na bañ jël sant papam de. am na problème Sénégal loolu xaw Sénégal li fi xew mooy Sénégal la ñuy wax nag. non mais à moins que le père ne reconnaisse pas. mais su ko reconnaître waaw léegi problème bi tam beneen wax la gis nga loolu tax ma ne sometimes dañuy wax yoo xam ni duñ ko teg ci xam-xam. dañuy saa dañuy wax lu ñuy teg ci xam-xam. professeur léegi bu fekkee papa ji reconnaître ko bu fekkee papa ji dafa bañ a reconnaître wala mu bañ a joxe këyit pour ñu dem déclarer ko. xale bi bu ñemee di ko déclarer est-ce que yaay mën naa ñëw déclarer. évidemment am na ay cas parce que si biir article bi sax. maanaam premier cas bi. Aïda moo amoon problème boobu. moo amoon problème boobu parce que moom amaana peut-être moom fóotkat la. donc amaana peut-être xamul yenn droit am yeeg xamul yenn yoon yi. mais deuxième cas bi ñuy wax elle est enseignante. mais moom dafa régime monoparental la genre. donc moom saa xam naa ne am na fooy jaar foo xam ne yow di nga mën a. mu xaw a am dérogation waaw da ngay mën a gérer sa doom yow rek quoi. yow rek yaay doon tuteur yow rek yaay doon. gis nga affaire bi. waaw sometimes dañuy gars yi daal yenn saa dañuy bëgg amul forme bu normal ci àdduna. amul forme bu normal ci àdduna. nañu xool rek ñetti diine yi nga xam ne moo gën a am ci àdduna yonent yàlla Moussa yonent yàlla Isa yonent yàlla Mohamed. est-ce que dañ judd ci ay papa ak yaay ñoo leen yar. dañoo est-ce que papa ak yaay moo leen yar. xool te ñooñu ay modèle lañu. waaw te ñooñu ay modèle yi. mais am nañ figure paternelle. waaw am nañ figure paternelle mais est-ce que kenn ki amul figure maternelle rek la. non mais day am figure non déglu ma la paternelle sa papa bi am na ku la yar nga ne yaay am na dara wala maam loolu ñàkkul ci dëkk bi. kon xam nga loolu ñàkkul ci dëkk bi. mais ça dépend non déglu ma la non professeur sa exemple bi xóot na mais naqari naa dégg daal. déglu ma la xam nga li ma la wax xoolal dañu wax famille papa ak yaay. waaw
ñu xool ñett ñi nga xam ne ñoo gën a nekk modèle ci diine yam yëpp du ci kenn ko xam ne papa ak yaay la ya mais li nga xam ni du ko nekkul majorité daal dama la wax de xoolal xam nga lu mu mën nga bañ a am kon xam nga li problème bi pure gis nga ki nga xam ne paternité. non wax ma loolu papa xam nga fii lan mooy modèle bi dañ ne xale bu yarwul ci paternité loolu lañu wax ma ne nag ki nga xam ne mooy sàkk modèle bu mu indi ci modèle yi mu indil modèle paternel léegi déglu ma léegi déglu mais yow yaa fi wax chaque fois ne. waaw kenn du jóge ci exception. waaw dem ci léegi généralité. waaw léegi exception ngay lim. non indi ma xam nga tax ma ni loolu parce que modèle ñun fu ñu ko war a jëlee ci mooy kan mooy ki nga xam ne moo ñu sàkk kooku mu xam modèle ñun xamuñu modèle moom modèle bi mu indi ci nga xam ne ñetti diine yi nga xam moom lañ gën a topp indiwul modèle paternel papa ak yaay léegi déglu léegi bàyyi ma expliquer rek après bu la neexee nga bon nga ci d'accord ko mën nga bañ d'accord indiwul modèle papa ak yaay pourquoi ñu war a xalaat que papa ak yaay mooy modèle bu baax bi mais professeur xam nga léegi li xam nga wax ji mooy lan jigéen mooy centre lépp mooy usine bi mooy defar mooy yar mais du mos nekk papa. waaw soxlawu nekk papa xam sax soxlawu pas nekk papa parce que papa benn rôle la mooy provide non demul foofu. waaw dëgg gis nga à part provide papa amul beneen rôle mais professeur yaa ngi wax ni que. xam nga papa amul beneen rôle pour xoolal papa à part gis nga dem uti indi amul beneen rôle mais gis professeur nga yar jigéen rek ko mën professeur bu wax jigéen rek moo ko mën bu doon loolu du wax ni que parents yi ay sàmm ngeen. ku nekk da nga war a sàmm sa yar njaboot. wala yar jigéen rek ko mën gis nga usine gis nga usine bi defar moo mën a xam oto bi nan lay dawee jigéen mooy dëgg la kay dëgg la moom mooy xoolal moom rek moo mën a gis nga jigéen d'accord dëgg la. gis nga jigéen bu toogee ci kër gi oto bi day amee policiers yi dañuy may dem. professeur li ngay wax c'est grave bu doon loolu la kenn du leen laaj bu ñu wax parents du ñu wax da ngeen di sàmm. nee nañu parents ay sàmm waaw léegi d'accord xaaral ba ànd laay joxe xalaat ba pare mu dellu si waat ci yéen ñaar ngeen dóorantee croisé foofu parce que bu fekkoon daal jigéen kese moom moo war a yar est-ce que kon yàlla dina def papa am aussi. père bi waaw xam nga père lan la su kii rek la indi jiw bi nga xam ni moom mooy saxal mais gis nga xoola gis nga pour mu sax ñor taxaw suuf see koy def te suuf si jigéen professeur li ngay wax nii moom wax dëgg nañu yàlla professeur li ngay wax tey na xel tey na xel suuf day laaj ndox tamit. li ngay wax tey na xel trop. xamuñu lu ñor jiw rek la ñuy wax waaye gis nga mu taxaw ñor danañ ñëw ci loolu li ngay junj nii kay ay waxtaan yu xóot la laaj ay ca mu mel ni thème bi ay affaire garab la en tout cas daal man ni ma ko gisee c'est vrai de ni ma ko gisee daal mooy papa dafa am solo bu baax si màggu sax xale bi parce que dafa am yu bëri yoo xamante ne bu xale bi nekkul ak papam dafay am ay njeexital si xale bi ba si sax si jàngam parce que xale bi mën na dem ba day am problème concentration ba ci comportement am sax am na xale yoo xamante ne boo duggee ci biir kër gi da ngay gis xale yu të te loolu li koy waral mooy papa bi présence bi mu war a am baatin bi mu war a am parce que ñi ngi koy wax sax si biir article bi am na kenn ku jigéen koo xamante ne moom ñaari doom la am te ku ne xam na yar doom bu góor nu mu méttee donc est-ce que jigéen nag moom pour mu yar doomam yu góor yooyu noonu est-ce que du doon lu jafe tamit donc professeur buy ñëw di ñuy wax ay waxu papa di ko banaliser noonu donc loolu man mënuma ko d'accord donc en plus Sénégal fii defal da ngay def benn ndànk da ngay def papa laay wax en tant que substance góor ci kër bokkul ak papa il faut nga ñu def ndànk il faut wax xam nga li il faut bëgg a wax ni lan mooy différence professeur nijaay boo amee ci kër maam papa la papa la daal loolu ay modèle la au fait xam nga lu problème loolu mënul ñàkk ci kër papa la rek mais comme ni ko xalaatee ni que du mu tudd góor ak jigéen benn famille benn xale comme benn genre trio loolu laa xam ne que c'est pas une nécessité. léegi xale bi bu fa papam nekkul maamam nekku fa nijaayam nekku ci biir kër gi yaayam kese la nekkal léegi présence boobu nag waaw léegi loolu beneen mbir la. loolu mooy mbir mi ñu waxtaanee. loolu beneen mbir la beneen mbir boobu la ñuy waxtaanee nit moom bu teggee dara da ngay teg dara xam nga tax loolu beneen mbir la. waaw loolu amul ci dëkk bi. non mais lu tax ba amu fi. mooy kaay ñuy wax ni. non non même bu fekkee minorité la sax am na lu ma la xam nga tax même bu fekkee minorité la am nga amul ci dëkk bi xamul da waaw merci parce que amul problème ku ne am nga xoolal ku ne am nga xoolal non dooful jàpp non ko comprendre ci benn côté parce que moom modèle bi muy wax mooy le temps yi nga xam ne le papa fajar mu dem balaa mu fi ñëw guddi en général du fekkanteeg sa xale yi donc yaay bi moo doon nekk léegi modèle bi ñu dund léegi dafa xaw a changé waaw kon dafa xaw a koy wax ko nee ko dafa dafa changé yow li nga doon wax dafa xewi li nga doon wax dafa xewi la tendance a changé en tout cas daal professeur papa dafa am njëriñ ci croissance su xale bi ak sax si comportement non da nga naan yeneen góor ak dafa yeneen am xisaan man papa laa wax xam nga yow loolu sa xalaat la man sama xalaat la mënoo ma jëlee si sama xalaat pourtant ki muy wax mën naa doon papa waaw ñi jaay day taxaw ba tey, taxawaayu ba tey, papa ba tey, kii taxaw voilà. taxawaayu papa waaw papa daal dafa am njëriñ ci croissance xale bi man noonu laa gisee en plus jàmbaar bi nga xamante ne moom la suñu jigéen yi jàmbaar ndax am na kër yoo xamante ne papa bi mi ngi fa père de famille bi mi ngi fa mais teewul ndaw si day def le tout si yarum xale yi
ci dépense sax te peut-être mën na nit ñi si biir kër gi mën nañ bañ a xam sax ne papa ji joxewul wala li ko war moom def ko donc te ñoom ñi ngi sëy seen sëy bu normal donc loolu dafay wane jigéen yi jàmbaar bi ñuy jàmbaar en plus góor yi nga xamante ne sànq Nabou laal na ko muy góor yi nga xamante ne dañuy def fuite de responsabilité nekk ci biir kër te li fa war defoo ko nañ ko wax te dee toog rek di seetaan télé war nga yor sa journal yow mën a trop donc tant que yow yaa ngi koy mun yow fuite de responsabilité nga ko woowee. fuite de responsabilité la kay parce que da nga am lu la war ci kër gi waaw léegi est-ce que nit ku ne li la war da nga koy def. gis nañ Non, fi mais benn professeur. artiste non déglul moo wax la. benn artiste bi muy soog a jëw premier Foofu single jël. am papaam la jël am ci lu ñaaw lu mu si wax Waaw. du exemple sax boo xam ne war nañ koo mën a wax Papa, voilà waaw. voilà donc du coup la mu dund tamit ñun xamuñu ko Franchement. la mu dund ñun xamuñu ko xam nga loolu dafa ñaaw est-ce que tamit xam nga léegi est-ce que en plus non, professeur déglu yi ma. est-ce que xool nga te am na article soo non attends réussir xool sa naa papa ko mooy xam nga njëkk a problème ñëw bi di sama doom du ma d'accord ak ñoom. question baax na mais est-ce que xool nga article xool naa ko bu baax xam nga du ma d'accord parce que- waaw est-ce que amul dama d'accord ñoom. D'accord. il faut ñu xool benn mbir tam nit ki di fan doom ba pare. di am na ñu mën am na ñu mënul. yàlla dafay boole ay nit. yenn saa yi nga nekk ci benn famille boo xam ne jigéen ji moo gën a déggoo di ko góor ki. il faut ñu nangul ko. léegi ñu jéemul dëgg topp dëgg mais loolu yaa defal naa nga xamal amul nit lu jéemul am na loo xam ne ci nit la nekk. nit ku am na ñoo xam ne dañuy jéem tële. ñu bëri dañuy jéem tële. boo jéemee te waaw rek da léegi ngay dégg nga arrêté du question da nga arrêté xam nga luy problème bi est-ce que dafa dépendre ci nit ñi xam nga léegi dafa dépendre ci nit ñi il faut pas que Jigéen ñu daal juger nit sonn. ñi xam nga il faut pas ñu juger tey jii dal daal wala nga du problème jugement non kaay ma expliquer dara est-ce que xam nga dara tey jii boo duggee ci kër fekk mère bi mu xoolal mu jàmbaare paa bi toog di yor soleil santal yàlla xam ni que kër googu noonu la waroon demee d'accord si sa gis-gis xam nga waaye noonu la waroon demee Mais parce que tax lu xam ni problème bi boo duggee ci kër fekk mère bi toog xoolal deful dara xoolal am 50 000 daal paa bi di indi xamal ni kër gi noonu la waroon demee d'accord jërëjëf professeur mais li Chérifa di wax waaw Chérifa may ko daaneel léegi bul ko dogaat bàyyi mu daaneel après pour waaw man du si wàllu koom kese la Chérifa di wax parce que bu la nee téye journal toog sa ruq c'est que doo nemmeeku sax sa ay njaboot moom Chérifa bu man loolu lay dafa am ñu lay bindoo wax noonu te nag loolu dafa du am si ñoo xam affaire ne seen koom nature loolu la moom te loolu dafa ñëw ba ci premier cas bi muy kaaw ay dafay doom nga xam ne kooku même buy dem di defi ji ay échographie am góor bi gungeew ko Ngénte bi taxawu ko ngénte ba sax tegu fa tànkam loolu yéemewul loolu yéemewul ordonnance yi sax moom moo koy xam jël nga mu ngi yëm ci article bi te jabaram lay doon maanaam boobu mu ngi si bu mu sëy te début grossesse ba muy wasin da doon dem liggéeyi en tant que fóotkat pour mën a fay échographie pour mën a fay Loolu fuite de te mu ngi si bu mu sëy te nee na jëkkër ji ñàkk ko quoi ñàkk lu ko jox pour mu def ko lu tax jox sa jëkkër bu yoree xam nga bu mais lu ñàkkee tax c'est xam question waaw merci moo tax bi mu wasinee moom moo dem ñaan baat na ko libéré parce que loolu mooy premier cas mooy cas wu Aïda donc mu nekk vraiment loo xam ne man bi ma ko liiree nag franchement sama yaram dafa daw tey jii même su problème amoon même su problème amee y a des choses yoo xam ne pour man du affaire de du problème mooy tegu ci diggante bi c'est ton enfant tu assumes même su ma lu wax ak yow même suñu tuddante maa xew sax sama doom dama koy assumer dama koy gérer na mu war a dee pour man loolu kii la xam nga tax professeur suy wax yenn wax bi ma koy xaw a comprendre ci benn code moo tax may retaan parce que réew moomu jógee saa yi ñuy wax ñoom dañuy ndamoo single mother ñu si majoritairement ñu si bëri lan mooy single mother mooy ñoo xam ne yaay kese lañ am mooy monoparental bi ñuy waxtaanee waaw dafa répandu seen réew star yi ngay gis ci télé bi la plupart yëpp amuñu papa yaay rek waaye loolu du suñu modèle ñu waaye dëgg waaye même sax moo benn mbir maanaam tey pap dafa am rôle yaay dafa am rôle su rombee jur la yar la ak yooyu papa tamit su rombee dem jëli ji indi ci kër gi dafa am beneen rôle maanaam suñu borom dafa sàkk sax ñun donc jigéen daan wax ba sa papa ñëw voilà maanaam tey ba sa papa ñëw figure ma boole ak parent moom maanaam figure paternelle dafa am solo ci équilibre xale suñu waxul dara ba dara man tey gi sama doom suy décorer kër gi sax su ma nee cëpp ci bundu kër gi day ñëw sax day profité ñëw non diw ma def li diw ma def pour teel a parce que teel a investir balaa dara su ma ñëwee da nga def bêtise mu ne ma dee parce que dafa soxla loolu xale daa soxla régulateur waaw sinon rek quand la maman devient régulateur distance lay non créer c'est pas loolu du dëgg yaay kenn waru koo ragal loolu dañ ko war a du jël sa lavage de cerveau bi grave non du loolu du dëgg professeur léegi yow gëmal léegi yow gëmal li nga gëm nga bàyyi ma man ma gëm li ma gëm Voilà. maanaam léegi maanaam dafa tey jii da ngay xool que muy sax ba ci mala yeeg ci lépp tey jii du hasard suñu borom def góor def jigéen ñu war a jur war a sàmm ndax ñun ay berger lañ dañu war a sàmm te tey jii maanaam tey yaay lu mu jàmbaare du mës a nekk pap lu mu
am compassion lu mu am tendresse ak tendresse du nekk yaay. d'accord ku ci nekk da nga am sa rôle boo war a jouer. Papa da nga naan loolu nga gëm. même sax waaw moom loolu la wax même su divorce amee. même suñu dëkkul yéen ñaar. ku ci nekk dafa war continuer di jouer. d'accord am na solo donc professeur lu yaatu la ñuy waxtaane de xëy na léeg-léeg bu ñu koy natt kenn ku ne daa am fu muy dund foo xam ne day jàpp ne lii moom daanaka sax du lu tem bu ñu war a waxtaane am koo xam ne day jàpp ne lii dong la ñu war a waxtaane ndax li ko waral bari na jigéen ñu baree bari boo leen gisee tey bu ñu dox ñi ngi ànd ak seen doom jàpp ci loxo bi boo nee ànd ak seen papa ñun la seen papa de moom dem na yoonam li koy waral léeg-léeg divorce lay doon nga des ak xale bi nga xamante ne yaa ngi ci njàngum xale bi yaa ngi ci bëgg koo toppatoo yaa ngi ci bëgg koo yar yaa ngi ci bëgg koo encadré beneen bi ci des tam mooy modèle bi ñu jël te modèle bi adopté wuñ 100% daf ñoo indil loolu mooy que yu baree bari yoo xamante ne mi ngi am exemple yi nga njëkk a joxe nag bi ngay tàmbalee dëgg-dëgg professeur day exemple yoo xamante ne leneen la loo xam ne sore na li ñuy wax lool parce que ñett ñi nga indi ñëpp bu fekkee yonent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wasallam mën ngaa wax ne papa ma ko yar parce que ñoom ci seen aada maam day yar bàyyi tax day yar te fereeru papa moo ko yar boo jëlee tey ku mel ne yonent yàlla Muusa Firaw naa ko yar même bu fekkee ki ko yar bandi la itam daf koo yar boo xamante ne ba mu ñëwee sax di ko sampal ndënd da koo xamal ko ne xanaa du maa la yaroon fii barki démb defal la li ma la defal nga ñëw tey naan yàllaa ma yónni bu dee yonent yàlla Isa du kuñ ñu royloo à 100% ndax lan modèle bi ko yàlla def la mooy mënoo koo roy ci takk soxna mënoo koo roy ci samp kër mënoo koo roy ci bari parce que kii maanu suñu borom la exemple yooyu teg ko na lee bu ko defee ñu mën a waxtaan ci leen loo xam ne xam nga tax may ni ko lii rek a tax may ni ko pour wane ne que modèle bi ñu wan du modèle bu xam ni c'est universel xam nga modèle bi arabe yi am te ba pare sax xam nga dong ma la def te ba pare sax soo ñëwee sax dans la Bible c'est-à-dire say suñu lay wax même Marie xam nga ni yonente Yàlla Isaa nekkee kéemaanu suñu borom teewul dafa amoon na Joseph au moins amoon na figure paternelle bu doon ci gën waaw mais effectivement non xam nga yow léegi merci xam nga tu parles de figure paternelle man dugguma fa xam la ma dugguma xam nga déglu ma la xam nga fan fu ma dugg dañu wax benn modèle yow daal yaa ñu yégal ci ron goo xam ne buñu daanoo ni xala ñun yar suñu doom yi nga demoon xam nga lu mag ña vraiment xam nga lu ma wax dañu indi benn modèle na modèle bi papa yaay famille loolu moo man leen c'est pas un modèle universel et dañ ko fa nangu ko mais mooy majorité bi ci am non xam nga defal nag loolu mooy xam la liy jur doom il faut mu am góor ak jigéen man xam nga bu doon suuf rek gàncax du am ndox bi ñëw par li ma yaakaaroon ne moom la professeur di wax dëgg bu mooy nga sali yow bu baax yaay yi nga xam ne dañ leen a am bari na ñoo xamante ne tey ci réew mi ñu ngi fi doon ay jàmbaar bu ñu la waxee dañ ñaan la benn sama papa dafa teel a gaañu sama yaay laa nekkaloon moo ma yar wala mu ne sama yaay laa nekkaloon ci kër gi moo ma doon corriger moo ma doon defal nangam ñun loolu mooy li ñuy dund léegi kooku lii kii bi loolu la ba sa wax waaw loolu mooy li ñuy dund xam nga man loolu laay wax fu mu ne nii moo xam nga est-ce que amul problème kii bu mu lay naan ne que Amérique single mama la ñuy wax waaw mooy ne que Amérique ñi ci ëpp jigéen yaay rek a leen yàpp te xoolal dañu réussir ci àdduna réussir yoo xam ne ñi nga xam ne nekk dañ bi famille réussir ñu ko kon donc ma boo tax ma ne modèle papa ak yaay boobu ñuy wax la réussite aussi n'explique pas tout tey jii maanaam soo màggee ak yaay kese mën nga am lépp mais day am lu lay manqué dina feeñ ses comportements dina feeñ ci lu bëree tey jii yenn américains yu bëri li ñuy sañ a def Fall ñun xalaat duñ ko joxal grand bi mu joxe xalaatam waaw fi may wax rek mooy que ne balaa ngaa jox invité bi moom fi ma koy comprendre mooy que ne ñun suñu société ku ci nekk si muy yaay muy papa utal nañ la doublon bañ na ba dañ naan lay bàjjanay baay dañ naan la nijaay mooy yaay c'est vrai que ne doublon yooyu mën nga cee wéeru mais boo fi nekkee te doo ko def aussi loolu c'est un autre problème c'est ça dafa doublon yooyu c'est vrai que ñu fi mais ni ñuy joxee modèle de réussite yaay gis xale boo xam ne yaay kese la am mu jàppale ko mu réussir mais noonu ngay gisee tamit safaan bi noonu ngay gisee koo xam ne jur na la gisoo papa nga mujjee dem ci débauche parce que amoo koo xam ne moo lay réglementé amoo keneen koo xam ne moo lay jubbanti parce que yaay kese des fois day xaw a métti ak ni muy yërëmee doomam pour teg ko yenn kii yenn rek def leen dàgg waaw gis nañ fi joo xam ne papa ak yaay lañu am te teg yow li yàlla xam doy nañ d'accord loolu leneen la xam nga léegi lu ma la expliqué xam nga lu ma la expliqué amul modèle bu standard xam nga amul problème ay y a pas de modèle standard xam nga maa ngi ñëwaat foofu aywa Odia sëñ Mbacké man en général damay faral di respecter kàddu ku nekk en général boo tax en général débat du ma bëri wax ci man nit ki lu mu wax rek noonu laa koy jàppee mais peut-être que il a ses raisons peut-être que et puis je les accepte effectivement loolu mooy table ji aussi xam nga mais bon man personnellement je suis pour l'équilibre je suis pour vraiment comme kër dafa war a am ñaar muy jigéen
jigéen laa njëkk a tudd sax parce que muy góor aussi parce que góor moom moo war a indi équilibre bi aussi jigéen aussi indi équilibre bi ñoom ñaar ñoom ñoo complémentaire ñoom ñooy former couple bi donc jigéen moom mooy ñoom ñooy suñuy lépp ñoom ñooy suñuy xarit ñoom ñooy suñuy doom ñoom ñooy suñuy jabar ñoom ñooy suñu arabe yi ne yaay école la voilà mu ngi noonu góor aussi dafa war a am responsabilité ci biir kër maanaam dafa war a indi kàddoom dafa war a indi aussi apportam ci biir kër donc loolu mooy indi équilibre bi ci biir kër man noonu laa gisee kii bi quoi te je suis pour xam nga ñun artistes on est des idéalistes maanaam àdduna dañ koy bëgg a gisee nu mu gën a baaxee te noonu lañ koy gisee toujours bon ñuy rêver peut-être mais on nous appelle des rêveurs damay joxe ñaari exemple muy armée ak daara ban jigéen ngay gis rek mu jël décision ne man damay jël sama doom yóbbu ko armée wala ma yóbbu ko daara en général ku góor ki ci boppam moom mooy jël décision bu parce que yaay dafa am yërmande bu bari yu jigéen yi maanaam yaay yi ñooy seet si doom yi ñoo ci sonn lool en général c'est ça parce que compassion bi ngay am sa doom waaw Sénégal la ñuy waxtaanee professeur léegi désormais li ñuy wax lépp pour Sénégal li ñuy wax lépp pour Sénégal la seen continuer waaw parce que compassion bi yaay di am ci doom yaay parce que des fois da nga fiy wax benn phrase boo xam ne dafa am solo ne yërëm sa doom ba dóoroo ko su màggee mu am na noo koy waxee de am na phrase boo koy waxee rek bu jooyul bi muy ndaw bu màggee jooy loola merci donc loolu la c'est que côté boobu aussi côté homme bi c'est que l'homme dafay bëgg toujours doomam mun a am benn certaine effectivement masculinité on va dire moo tax nag bu fayitee ci mission bi loolu kan moo koy def ci doom ji su fekkente ne doom ji yaayam rek la bëgg a nekkal yaay ji mën na ko cee def mais léeg-léeg mu yëg wéetaay boo xam ne am na ko ci aussi te am na benn cadre en général parents hommes yi en général boo gisee souvent ñuy manquer compassion seen doom parce que dañuy bëgg quelquefois ñu mun a am aussi une certaine rigueur dans la vie. day gis sax góor su ko jigéen yaree dañ naan la doomu yaay en général dañ lay différencier man de góor yaay may ma ñeex waa man mii bu ngand sax non mais daanoo ñaan taw bi ko yaayee la yar rek may ñaanoo lan mooy góor yaay moom laa doon dem déedéet doomu ñaan ñeex dem marché ndugali ko loolu fobeere bale lépp mais ça veut dire que amoon na góor sa kër parce que l'équilibre est là mais yaa gis góor yoo xam ne xam nga yow papa nekkoon na man tey bu may jël sama kaa man sama papa nekk foo woon parce que dafa teel a gaañu man na maa wax ne damay dem di jëli ndugg déedéet même bi ma ñëwee damaa dem ba nekk magum jëmm ne léegi nga di jëli ndugg dama daan xuloo ak sama yaay ne ko ndugg bi léegi dootuma ko ŋàbbati ci si woo ñu di ma gis léegi ci mbuus lañ ma koy defal pour nit ñi bañ a xam ne man ndugg laa yor te pourtant moom moo doon dem marché ba mu naaj mu door a mën a débrouiller am lu mu duggee lu ñu mën a añee ñu dem jëli ko indi ko ci kër gi mu wàcc ñëw togg ko c'est-à-dire kon am na yaay yoo xamante ni dafa am taxawaay yu taxawee te teewut nag lu góor di def ci doom yaay yu mel noonu dañ koy def ci doom ba pare am na beneen cas am na beneen cas am na beneen cas da ngay noppi tey xaar ma ñëw da ngay noppi xam tax da ngay noppi léegi forcé ma sama xam tax noppi dama dama ko mës a gëm waaw léegi Mbacke si la war na def exemple Mbacke si la war na def exemple dama laa def rek benn exemple kon kay c'est pas parce que mais bokkul wax ji sóoratu na wax ji sóoratu na xam nga wax ji sóoratu na waxuñu xam nga Mbacke si la benn la xam nga Mbacke si la benn la xam nga Mbacke si la benn man ñaar la kon nag wax ji jeex wax ji jeex mais yow man nag mën comprendre yow da ngay taxaw ci sa camp nit ñi di def yooyu yow ba mu yàgg rek nga jékki-jékki rek ñëw doodu tàggoo yow li nga doon weddi da nga koy nangu te doo tàggoo da nga naan léegi li ma doon wax weddi naa ko d'accord naa ak yéen non man déggoo li wax dama wax xam la ma laa wax te jigéen mën na yar góor loolu kii kenn wérante wu ko loolu laa lay wax fii non loolu ñoom wérante wuñ ko kan ñoom li ñu wax mooy est-ce que moom kese moo war a yar man lu ma bëgg a expliquer ni ko famille mën utiliser ni ko couple mën a réussir noonu la ko jigéen kese mën a réussir et des fois sax des fois jigéen moo ko gën a mën a réussir jigéen moo gën a mën a réussir góor mais moom kese moo ko def léegi nangul naa ko léegi man kaa mu bëggoon wax mooy y a des papas qui sont là sans être là léegi-léegi mu am ay waajur yu góor yéen ci kër gi te nekkuñu ci kër gi donc parfois da ngay gis ay yenn cas ci biir ci article da nga koy sentir ñoo xam ne maanaam dañuy nekk ci buumu sëy sax mais waa ji yoonam newul ci dara donc loolu tamit pour man c'est un cas aussi à étudier parce que pour man boobu sax moo gën a sax yoonam nekkul ci dara non c'est-à-dire xam nga tey non xam nga problème la xam nga léegi lu bon ci àdduna yow sa gis-gis mais professeur am na góor ñoo xam ne kër gaat dañoo toog de man waxumaay waxu provide waxuma waxu indi rek waxuma waxu indi parce que pour man rôle bi nga war a jouer ci kër gi indi bokkul ci rôle yi gën a important sax waaw parce que indi xam nga sa ngóore moo waaw maanaam tey taxawaayu kilifa taxawaayu góor ci biir kër gi moo gën a important loolu xam nga tey jii moo wax la benn mbir sama pap exemple laa jox sama pap
ba mu retraité yàgg na mag la mënutul dara mais ba tey jii day taxawaayu kilifa ci biir kër gi am du maanaam ñun ñoo koy defal du ma moo ñuy defal amul sax lu ñu defalee waaye ba tey jii loo war a def wala loo war a sax sumb di nga dem ne ko góor gi man ne damaa xalaat lii ak lii ak lii ak lii mun na la lii maanaam tey présence paternelle ba foofu lañ koy waxee su rombee joxe wala dara quoi ñu jeexal foofu professeur papa àdduna dafa am ñoo xam ne ay leader lañu am góor yoo xam ne duñu ay leader ci biir kër am na góor yoo xam ne noonu lañ mel ci biir kër am na ñoo xam ne mel duñu noonu mais ñàkk mel noonu taxul ñu bañ a nekk borom kër gi xam nga defal nag il faut ñu xam ñu comprendre nit ñi ni ñu di baara moytu noonu la nit ñi utee merci professeur aywa nit buy màgg souvent li ngay fàttaliku boo nekkee xale loolu mooy des sa giiru dund comme man par exemple lu may gën marqué mooy sama papa lu mu daan ànd ñun chaque jour di ànd di ñu yóbbu école te xam nga ne loolu xëy na lu normal la mais daf lay marqué sa giiru dund donc ay gestes yu ndaw yi papa yi di def buñ ko xeeb loolu mooy présence paternelle am na solo aywa non c'était pour appuyer rek c'est bon je pense que aywa ànda man li ma bëgg dolli ci lu ko jox mooy dafa am ay répercussions da ngay gis ay jigéen yoo xamante ne seen papa nekk woon ci biir kër yi mais bu ñu màggee dañuy am sax problème ak góor parce que affection ba ñu waroon am ci papa merci mu ngi noonu donc dafa am ay njeexital yu am na parents yu sori seenu njaboot ñu jeexal na ko waaw ñu conscientiser góor ñi rek parce que les années passent vite yenn góor ñi parce que les années passent vite yaay gis les années passent vite yaay jël xale bi ngay bedd noonu xamoo ëllëg kan lay doon xamoo nu mu la mën a jëriñee donc te ëllëg mën nga jàkkaarloog moom yaay sëb yaay les années passent vite bu kenn fase jabar fase waale xale yi defuñu dara problème bi yëpp lii la bi xale yi jigéen ñi commencé tànn jëkkër ba léegi affaire bi ci la soppee gis nga bi ñu commencé tànn jëkkër ba léegi ci la gars yi di leen ngay gis ay single mama ñu leen bàyyi mais gis nga bi leen paay doon tànnal jëkkër mère ñi jàngal ñun ñi jaba société bi dafa baax man de grand audia laa d'accord waaw ñu àdduna bi dañoo bëgg mu taaru ñun taar lañ bëgg di gis dañuy gis pap di gis yaay di gis doomi kër yi di neex macha allah ñi xamul yoonu Touba kenn du la jox oto pour dem Touba en tout cas am na solo daal ñi xamul yoonu Touba kenn du leen jox oto ñu dem Touba xale yu jigéen ñi il faut ñu leen di tànnal jëkkër xale yu góor il faut ñu leen tànnal jabar parce que mënuñu am na solo professeur xam naa jeexal effectivement jeexal ko moom day sànni xeer day cokkaas sëgg leen bàyyi mu jàll mais xam nga problème bi c'est une erreur xam nga problème bi ku xamul lu baax mënul tànn jërëjëf waaw professeur waaw baax na professeur en tout cas jeex na li am te wér te wóor daal ci article bi ñu waxtaane mooy doom moom saa yu juddoo ñaara ko jur kenn nit dong juru ko ñaaray jotee xale juddoo ci léegi nag ñoom ñoo am àqu taxawu ko xëy na am na foo xamante ne léeg-léeg ñu ne bii moo gën a neex a muñ waaye léeg-léeg nga gis koo xamante ne bàyyi la am bu wér baayam takk yaayam mu juddoo ci waaye mu fase waale ko sëy na ba nga koy junj léegi bi muy wax gis nga ci bu ñëwaatee ci njàngalem diine même ki nga xam ne dafa wàcc jabaram sax jabar ji dem yóbbaale doomam di ko nàmpal sax dañ ko wax ne ko dee ko fay na ngay jël di ko fay pour muy nàmpal xale bi yow mi nga xam ne yaay baay bi parce que dafa am loo xamante ne xale bi gàllankoor na ko ba mënu koo defi ak yeneen yu bari yoo xamante ne buñ ci dellu see day dellu ne kenn kon dafa am lu mu war a def ci xale bi loo xam ne bu ko manqué leneen la leneen li ci daw yaram nag am na ñoo xam dañoo beddi woon seen njaboot woon leen ginnaaw tey ñooy dawaat ci ginnaaw seen njaboot te seen njaboot mënuñu leen a miin wala buñ leen fàttalee taxawaay bi seeni waajur taxawoon ci ñoom muy lu ñaaw loo xamante ne ñoom duñ nekk à l'aise buñ jàkkaarloog ñoom looloo tax loolu jar naa moytandiku bu baax ñu dem Kids Place jëli publicité bi ñëw ci deuxième partie bi dalal suñu invité jërë ngeen jëf bëgg nañ ci yéen bu baax a baax loolu mooy Kids Place sama gaay yu baax yooyu suñu partenaires yooyu nga xam ne ñoo ñuy wétali ci émission bi boobaak léegi ñu ànd ak ñun ci yëngatu yi ñoo ngi leen di ndokkeel bu baax a baax di bëgg ci ñi nga xam ne ñoo ñuy topp sponsor yi seetaan noonu laa koy tuddee ndax yéen itam yéen a ñu tax di wax ndax kuy wax ku ne ku ko déglu la bëgg yéen ñi janoo ak ñun tey joxe seen i xalaat rawatina ñi ñuy topp ci internet bi tey bind ñoo ngi leen di bégge bu baax a baax di leen nuyu yéen ñëpp ñi ci biir réew mi ñi nekk bitim réew yàlla na jàmm sax ci àdduna si ñëw ci ñaareelu xaaju émission bi maanaam deuxième partie bi la ko ñoom aram ñi jàng tubaab di wax te mooy bi nga xam ne ci la ñuy dalal suñu invité tey ñu war a dalal Omar Diakité wala Jaxate wala Jaxase wala Omar Jaxase non waaye maa ngi ñëw ci Oja gi xam nga dama koy kii dama koy guddal Omar Jaxase après Oja mi nga xam ne moo yor bigam ak fooy di jaxase ñoo ngi koy dalal bu baax a baax kon grand ñu ngi leen nuyuwaat ñu ngi lay fay si la vraiment am nañ mbégte ci dalal kàlla bi nga xam ne sànq yaa ngi may matraque gisoo ni ma ko jekkoo mun naa fay de te bu baax moom du non bul fayu fii de moom sa dene yi moom bu ci fayu mukk
aywa am nañ bëgg lool ci dalal la ñu baree bari bi ñu nuyoo ñu ngi koy wax ne xëy na say signature la ñuy gën a gis li ngay def ci journaux yi la ñuy gën a gis am nañ bëgg lool ci dalal la ak bëgg a gën a xam yow yaay kan. jërëjëf jërëjëf sëñ Mbacke maa ngi nuyu waat mbootaay bi di nuyu vraiment chroniqueurs yi di leen féliciter vraiment si seen pertinence kontaan naa trop si nekk fii maa ngi nuyu Sénégal maa ngi nuyu àdduna bi yëpp maa ngi tudd Omar Diakité mooy sama tur dëggantaan mais sama liggéey ñu ngi ma si xamee si turu Odia waaw Odia maanaam nataalkat laa aussi damay dessiné sama dessin day faral di génn bés bu yàlla sàkk si journaux yi loolu mooy sama liggéey nag moom mooy di gëstu si actualité bi et di ko bu mu nee toroxal actualité bi mais di ko jëlee neneen maanaam di si seet lu tubaab di waxee un peu dérision maanaam essayer di si ut xam nga naka laa lu reelu voilà lu reelu parce que mbir mi moom da ngay joxe information bi da ngay joxe aussi luy indi ree bi quoi te bu fekkee ne ku ko liir bu fekkee ne liir na ko jot na si information bi jot na si am tuuti signe wala kii bi rek mun nañu ne liggéey bi def nañ ko effectivement loolu mooy sa liggéey nga xam ne caricaturiste la ñu wax waaw caricaturiste waaw nga xam ne da ngay jël exemple tey maanaam benn nit nga dessin ko ci journal bi boole ci message yi wala noonu koy gën a jegeele ba ki nga xam ne gisagul loolu ci journal yi mu xam dëgg-dëgg lii lan la waaw parce que mbir mi dessin la aussi boo dessiné maanaam ku nga dessiné nii comme ça bu ko lecteur bi gisee war na ko mën a xàmmee comme par exemple bu ma ñëwee defee nii comme ça sama kàll bi mu ko dessiné nii comme ça ñëpp dinañ xàmmee peut-être man ngay defee nii waaw eggale ko de fii de moom xam nga mi ngi fay waaw bu la defee nii comme ça xaaral ma woon ko téléspectateur yi ngoog léegi kon nii ngay def daal maanaam d'accord après ñu xool après ma wut sama photo comparé parce que fii dama fee bari ay noonu macha allah d'accord léegi noonu ngay def nga jël kenn dessiné ko comme nii voilà maanaam ku nga xam ne généralement nag en fait dañuy gëstu si mbiru xew-xew maanaam actualité bi su actualité bi bu amee dara lu xew dañ koy jël def ko information te bu ku ñu dessiné nag normalement lecteur bi war na ko mën a xàmmee waaw bu ko gisee xam ne kii lii diw lañ ci jóg voilà suñ ko xàmmee nag loolu moom mooy liggéey bi jaar na yoon aussi xam nga donc nag def si lu ñuy wax un peu caricature maanaam lu ñuy wax exagération si tubaab maanaam yokk mbir mi daal yokk si poobar xoorom kaani un peu pour sax sabal mbir mi su amee tuuti nopp nga def waaw mooy xamee tuuti caricature mu ngi noonu comme ni ma def nii xaw a wengal sama lex bi vraiment mu ngi noonu neexuma daal donc maanaam moom mooy ëppal kii bi quoi jéem a yokk mbir yi ku ndaw nga gën ko mu def mu gën a ndaw ku njool nga def ko mu gën a njool ku af xas am yaram nga def ko mu gën a lii dañ koy jàng nii mën nañ ko wala nan la dikkee parce que dafa xaw a yéeme daal ni nga defee nii tak nga def dara bon ben lan mooy secret bi sant yàlla ok sant yàlla bu baax a baax parce que si dama ko mos a def dafa nekk lu nga xam ne dafa nekk sama xol passion la on va dire à la base passion la et puis comme peut-être mën na ne nga mayu yàlla la aussi maa ngi si gërëm di ko sant bu baax aussi daanaka musuma arrêté di dessiner aussi si nu may sama xalaat ni mu gën a sori dama mos a dessiner dëgg la donc dessin dafa nekk si man kon dessin message maanaam message la da nga ciy jàllale ay message waaw parce que si ndax est-ce que mosoo ci am benn problème nga dessiné kenn après ñu mer ci wala nangam parce que bi ñu waxee caricature rek sama xel dafa dem ci ay histoire yu bari yoo xam ne daj na àdduna bi ñu koy coow nga xam ne àdduna xawoon na cee mën a tukki te loolu rek moo ko indi ci ay journal yow ndax mosoo ci am benn jafe-jafe dëgg la li nga wax noonu am na mais daanaka ñun Sénégal la ñu nekk xam nga Sénégal dafa nekk réew jàmm dafa nekk réew aussi kaf ak ree yaa ngi ni sama kàll bi sànni nga ma ay marteau yu bari fii donc fii nit ñi fii noonu lañu ko gisee quoi bu ñu gisee diw si dessin sax reetaan nañu ko gën a jàppee que leneen même diw boo ko dessiné sax léeg-léeg mu woo la sax nu nga ma dessiné nii kam xam na léeg-léeg ñu am kii yooyu donc nit ñi si kaf ak ree lañ ko jëlee te côté boobu aussi ñu ngi si am chance akuñu fenn fu nga xam ne dañuy dessiner pour
pour yàqal nit mi wala pour gaañ nit ki. parce que destin am na doole boobu aussi. boo ko seetee mbir bu ngay wax noonu lu am la. maanaam mooy sama gars yi nekk fa lay tugal. Charlie. waaw ñëpp xam nañu seen liggéey. mais ñoom dañu am benn ligne. waaw beneen ligne la ñu ñoom seen ligne la ñu am. seen ligne bokkut ak sa ligne. voilà ñoom seen ligne moom mooy saa bu dessin génne dessin bi dafa war a choqué. loolu mooy seen ligne. d'accord foofu boo fay liggéey sax boo deful loolu dañu ne defoo seen liggéey. kon affaire yi kenn ku ne da nga am sa agenda. exactement voilà ñun nag fii. ñun ligne modérée la ñu am. d'accord xam nga ñun dañu am ligne respect. effectivement maanaam ndax dañu xam ne nit ki am na liberté am aussi. te comme ni ñu tubaab bi waxee ku nekk am na liberté bu nga xam ne moom moo ko moom. effectivement te waroo ko dem ba sës. dëgg la waroo dem ba sës aussi quoi. très bien am na solo. waaw man moom j'ai deux questions. xam nga dama koo fan war a tey may waaw tey baa ñu ko jël. bala gën a fan professeur dama koo fan parce que en fait liggéey bi man jot naa koo liggéey. ba may nekk étudiant doon naa ko liggéey pour ay yenn magazine fii à Dakar ba pare man dama doon def graffiti donc parce que waaw da ngay taxale bricoleur parce que maanaam pour nga nekk un bon caricaturiste déjà foog nga mën dessiner lu baax foog nga mën def ay portraits yu baax maanaam du n'importe qui mooy ñëw du c'est pas donné à n'importe qui maanaam pour nga def ko maanaam faw nga dem ba mën soo ko wàcciwaat parce que c'est un art à part entière man sama première question mooy caricature ak engagement politique parce que damay gis ne parfois vrai revendicat vrai activisme la quoi. dama koy gis bu baax a baax. waaw mais personnellement je suis pas engagé politiquement. xam nga souvent nit ñi dañ may def kii boobu mais en fait actualité bi moo koy laaj des fois xam nga surtout man sama parti mooy sama kay sama feuille ak sama crayon ku xewle rek. waaw lu mu ñëwee daal nga lu mu ñëwee noonu laa ko gisee. souvent nag dama gis gars yi souvent ñu ne oui da nga engagé sa dessin bi kii mais parce que. est-ce que doo singaliwaate nag grand singaliwaate gi ngay bàyyi. non même pas jël koo xam ne da nga koy dessin boo xam ne koo xool jéppi ko. loolu itam xeetu kii la de. ba pare taxi yi moom. waaw da lay jàpp maanaam non loolu nag en fait loolu nit ki boo koy defal boppam. xam nga nit ki nag. loo jëfee. waaw mooy feeñaat ci mbir bi te caricature dafay yokk. dëgg la du wàññi dafay yokk day yokk la nga defoon. dafay yokk lu nga defoon. maanaam bu dee waa ji safu doon nit ñi. buñ ko caricaturé mën naa gën a soof nit ñi. non waa ji bu góorgóorlu woon ci saf nit ñi buñ ko defee mën naa gën a saf nit ñi. non c'est que waa ji day def dara naka sudul noonu. en fait généralement. d'accord boo gisee presse en général bu ñuy wax tamit. te mu nekk lu dëggu aussi. waaw mais ñun tamit dañ si am wàll. effectivement te souvent dañuy exagérer. deuxième et dernière question. pour man li ma gën a nekk du engagement politique c'est juste engagement citoyen on va dire. parce que en fait yéen moom yéen ëpp liberté ci dëkk bi. caricaturiste yi parce que bàyyiwoo leen du président du kii bàyyi ñu kenn ñoom. ñëpp dañuy dessiné mais xam nga man je me rappelle may nekk xale xam naa ne booy bees yi duñu ko fekkee. amoon na benn journal bu tuddoon le canard enchaîné. bi ñu nekk xale. man noonu sama journal préféré parce que comme mënu ma woon lire. dessin yi moo neexoon. donc de canard enchaîné journal la boo xam ne. man je me dis que ñu bëri dañ doon intéressé pourquoi Odia mosul. xalaat def BD carrément magazine boo xam ne lépp ay caricature la boo xam ne peut-être day jël benn histoire wala benn kii may relater ko mais avec la plume de Odia. ok en fait pour joxe un peu benn misaal bu ndaw rek xam nga ñun Sénégal fii ñu ñooy un peu les précurseurs en termes de caricature de dessin de presse ak de journal satirique premier journal satirique bu fi génn politicien la tuddoon c'était dans les années 70 et puis dañu am culture di dessiner suñu président yi politicien yi moo ko njëkk a door ak benn dessinateur maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana parce que xunxunóor moom mooy vraiment suñu royukaay parce que moom moo njëkk a door mbir bi moom moo doon commencé di dessiner président yi xam nga dessiné nañu Senghor dessiné nañu Abdou Diouf dessiné nañu Abdoulaye Wade dessiné nañu ko façon bu nekk nag moom parce que foofu moom voilà parce que Abdoulaye Wade dafa tolloog jamono ouverture médiatique bi aussi fu mu ne nii yëpp dafa doon fës ma je me rappelle temps yooyu sax si la revue de presse yi doon wax mbir yi dessin xam nga loolu day gën a yokk mbir yi daal donc tey jii aussi ak président Macky Sall c'est comme ça yéen a ngi koy defee bu baax a baax parce que démocratie la aussi mais pourquoi doon ko def ay BD carrément ok léegi genre yoo xam ne ñu mën a am ay BD Odia quoi oui pour revenir si sa question professeur histoire du Sénégal wala si en passant man aussi man maay sa fan ça vraiment gis naa sa lyrics yi vraiment macha allah am nañu benn journal am nañu ay journal créé nañu nag ay journaux yu dul jeex mais daanaka marché wul on va dire
marché wul tellement mais actuellement am nañ benn journal bu nekk sur la place. daanaka du génn tout le temps mais dafay génn faral di génn mu ngi tuddee le Petit Railleur. c'est benn sama waay bu nga xam ne moom moo ko yor moom moo koy jël bu tuddee Ibou Fall. am nañ journaliste bu nga xam ne xam nañ ko si dëkk bi quoi. bon foofu la ñuy gëstoo léeg-léeg de Petit Railleur dañ ko def benn genre journal bu nga xam ne foofu au moins di nga mën a am liberté entre guillemets totale. xam nga boo nekkee bokk na benn organe boo xamante ne dañuy tënku. voilà xam nga organe booy liggéey si benn journal da ngay suivre ligne éditoriale. waaw da ngay xam ne am na aussi nii la kii mais léeg-léeg des fois da ngay bëgg aussi nga bàyyi sa bopp. nga kii ni tout en gardant aussi benn limite bu nga xam ne waroo ko franchir. voilà man damay un peu marcher sur la langue parce que par rapport ak BD yi laa bëggoon a wax. mais surtout dañuy magnifier li ngay def parce que kii la quoi voie de communication la. oui. mën nañ ko wax et puis da ngay joindre l'utile à l'agréable. par exemple ki nga xam ne am na paresse wu déglu information wala lire il suffit mu xool sa dessin yi dina ko permettre mu xaw a am tuuti ci actualité. et puis moom ni mu ko waxee sànq à l'entame mu ngi naan ñun suñ jëlee journal li ñuy njëkk a def da ngay dem ba ci ginnaaw moo croisé ngay def ak dessin yi. am na ci tamit bu ma ci gënoon neex bi doon am xar yi góorgóorlu. ok boobu moom daf ma neexoon. donc di ko xaw ma yaa ko doon bind ou pas. ok Issa Kor la xar bi man maa ko doon def aussi. ah d'accord. léegi man li ma la bëgg a laaj mooy yow da nga ci caricature yi rek nga yem wala en même temps da ngay defaale œuvre d'art parce que je pense que entre artiste bi def ay tableau ak kii caricaturé benn li leen utale bariwul c'est juste un pas quoi lu leen tomb. c'est juste un pas. mais en fait on est dessinateur caricaturiste en même temps mais profession dessinateur. donc lépp la ñuy def aussi en même temps. dañuy def ay caricatures mais dañuy def aussi ay portraits dañuy def aussi ay illustrations dañuy def ay affiches. dañuy def ay bandes dessinées. donc ñu ngi ci lépp en fait on va dire. très bien. bande dessinée mais dessin animé dafa boole ko. dessin animé moom dafay laaj en fait beaucoup plus de liggéey. c'est-à-dire que boo ko seetee dessin animé ñu koy def ay équipes yu dul jeex la. donc benn ay armée la pratiquement de dessinateurs. donc il faut moom ay moyens yu bari. il faut aussi mais léegi am na benn style bu bees bu génn rek moom mooy animation. bon foofu aussi ñu ngi si yëngu naan. man fi may jeexalee rek mooy balaa ngay répondre yeneen questions yi nga commencé ma ma. d'accord comme ça fin bi waaw comme ça fin bi ma wane. man yaa ko wax la dessin waale yaa ko wax d'accord. pour man dama jàppoon ni que dessin animé tey jii yéen waroon ngeen ko mën a def Sénégal mu am doole quoi. oui parce que damay xool ni que kii l'autre la làmb ji. bi ñu ko defee dessin animé. ñay moo nekk animation en fait. waaw mais xoolal ñay tey jii ñun man ñay dama doon toog Amérique mais dama doon yàkkamti ñay génn. non mais ñay amul woon dessin animé Sénégal bu ko daaxoon. dañ ko dessiné rek da ngay ñu ko dessiné rek. suñu réalité la quoi. ak ñay mosul daanal kenn xam nga affaire boobu je sais pas pourquoi ça marche pas dans ce pays quoi. pourtant ça marche sax mais c'est en fait moyens yi ñoo xaw a des. xam nga bu bëggee def dessin animé il faut comme ni mu ko waxee sànq bu kii nii il faut beaucoup de moyens. ok il faut nga am ay sponsors il faut nga am kii nii. bon ñun suñu yoon en fait moom mooy aussi disons bande dessinée. waaw bande dessinée moom mooy suñu yoon. bon foofu ñu ngi si gëstu mais le problème moom mooy le public n'est pas très réceptif à ce niveau. ak éditeurs yi tamit bëri ñu est-ce que éditeurs yi en plus. est-ce que du parce que Sénégal dafa dépassé loolu parce que ñun suñu temps bande dessinée ñun ñëpp ko bëggoon ay Tarzan ay. ba léegi sax xam nga. mais xam nga professeur un artiste aussi da ngay ànd ak jamono. ok léegi bu jamono weesoo moo wax naa ko léegi. c'est vrai que bande dessinée amoon na fi temps mais léegi ñu si temps peut-être animation. animation moom mooy ñay bu ngeen doon jund sànq. njay animation la. ok léegi moom mooy yoon bu bees bi en fait quoi. ok donc xam nga léegi day évoluer et puis ak internet bi ak yooyu yëpp. même si clip yi sax man amoon na benn clip bu Exact. rappeur bu kii kan la woon sax encore. Exact. Fou Malade ak kii mais clip bu neex la woon. mooy gént gi parce que am nga benn modèle boo xam ne boo xam ne moom ngay Disney. boo xam ne dañ ci gis yenn saa yi président de la République nga def ko nga carrément ko noonu mais modèle boobu bu nekkoon bande dessinée kooku est-ce que nga yaakaar dina war a grave. non bande dessinée day dem aussi. bande dessinée day dem bu baax. c'est-à-dire que ñoom ñaar ñëpp ñoo war a ànd rek. ça va de pair. bande dessinée moom du mos a xewi. parce que moom mooy 9e art. te dañ ko saxal si art. loolu sax xaw ma ko loolu sax xaw ma ne mooy 9e art. xam nga aywa Serifa. waaw man question bi ma amoon mooy bi nga dalee def ay caricature ba léegi ndax am na si benn boo xamante ne moom moo la bàyyil benn souvenir bu la gën a marqué kay yeneen yi nga jot a def yëpp. bari na nag
macha allah waaw bari na c'est que man en général aussi dama benn kooku deful la sax man dessin bu xasee ba jàll rek jàll na mais dessin yëpp laa considéré comme samay comme pas œuvre sax mais comme samay comme doom comme mooy musique yi rek. voilà xam nga yëpp a marqué des fois mooy xoolaatee kii nii c'est-à-dire c'est vrai que am na ñoo xam ne daf lay marqué effectivement parce que peut-être que day gën a am kii day gën a am coow on va dire xam nga mais. am na boo am coow yoo xamante ne da ngay yëg ne bii moom am na pëns bi nga ko defee kii na daal. peut-être journal bi nga ko def après wax nañ la ne la non Odia tey sa dessin bi nangam. yaa ngi am ay retour daal ci ban la ëppee. waaw am na bu mu mujjee def ne du ñëpp la neex nag. moo tax loolu moom mën na moo tax bëgguma ko kii. parce que je veux pas kii. d'accord mais vraiment dessin boobu. ça a bien marqué les gens. est-ce que du ko yi sokkee nit ñi moom mooy ëpp ay retour. mais gis nga nag sëñ bi. caricature. balaa muy nekk caricature dëgg. il faut mu choquer. caricature moo tax en général ñun suñu dessinateur bu ñu génnee dessin bu ko nit ñi xoolee def ni comme ça. da ngay xaw a kii nii. parce que da ngay ne peut-être defoo si liggéey bi war a def. dessin il faut ba nga koy wax sànq il faut ba am kaani tuuti. waaw kaani gi nag moom mooy choc voilà mooy cax bi. c'est-à-dire que waroo am kiiti da nga war a. le main coupé le bras coupé. voilà il faut nga dem ba jeex. effectivement xam nga te en général nag. souvent dessin yooyu nit ñi ñoo koy faral di ko def moomeel mais xam nga suñu Sénégal aussi dafa am benn mbir bu nga xam ne moom souvent na nga gis souvent nit ki boo ko dessin boo defee benn dessin bu fekkee ne dafa arrangé wu ko du si wax mais su ko arrangé wax lay jël mu aaki moo ko def ko moomeelam ànd waaw est-ce que am na si yoo xamante ne ñoom ñoo gën a yomb defar que yeneen waaw mais en général kooku bu fekkee ne nit ñi ñu ngay dessiner. nit ñu gën a jafe dessiner en fait mooy ñu nga xam ne seen natal dafa normal. ñu normal pour nga dessiner leen problème bu dul jeex la. dafa normal c'est-à-dire comme man genre bi quoi sama man quoi. comme man. comme man la wax man kay xamaguma sax li mu wax. mooy c'est-à-dire nataal bu normal la. professeur jëli na ba pare. d'accord mooy koo xam ne ba kii daal mooy ñu amul yenn signe particulier. voilà bakkan bi ci yooyu mooy gën a neex ak. man mi ngi nii mooy gën a naqari mooy gën a nga naqari. jafe di dessiner. waaw gis nga man mii xam nga comme man quoi. gis nga dama waaw yow moom da ngaa naqaree kii. non dama waaw dafa ndaw gàttu taay film la taay film la. amoo lex vraiment. professeur baal ma dégg nga. professeur il a tout compris. am na solo xam naa dañuy jeexal mais itam question bi ma lay mujjee jox rek mooy seen nekk waaye ci biir rédaction yi. parce que itam des fois bu ñu lire journal danañ gis ne am na lii moom liggéeyu journaliste bi la. lii liggéeyu xëy na rédacteur en chef bi la. en général ñooñu la ñuy gën a remarqué ñoom la ñuy gën a gis seen wàccuwaay. est-ce que bari ngeen ci biir journal yi ak ban wàccuwaay ngeen am ci biir rédaction yi dëgg-dëgg. waaw macha allah fu mu toll nii moom dessinateurs yi xaw nañu bari si rédaction yi. daanaka bëggoon nañu mu gën a bari loolu sax. boo ko seetee journal suñu làmba. di ngeen fa gis ay nataal ay dessin. Soleil bi nga xam ne mooy quotidien national am na ñetti dessinateur. am na Samba Fall mooy suñu mag vraiment man koy nuyoo au passage. moo ñu vraiment tete aussi. man maa ngi rappelé boobu ma nekkee ndaw moom bande dessinée laa doon roog kii nii. laa doon comme tubaab ni koy dama ko doon mu ngi noonu. am na Diouf aussi. beneen jeune am na aussi Tidiane aussi beneen jeune aussi donc am na aussi yeneen ñoo xam ne ñu ngi ci internet bi aussi di gëstu waaw daanaka métier baa ngi nii daal am na solo xam naa léegi ci rédaction yi ma xool Seynabou fu mu toll léegi Seynabou pare bu ko defee ci rédaction yi en fait boo nekkee ci biir rédaction Seynabou ñu ngi lay defar waaw boo nekkee ci rédaction da nga am mun nga am double rôle on va dire c'est-à-dire que rédacteur en chef bi mën na la woo ne la par exemple bëgg naa nga illustrer ma papier bi comme yéen papier fait de société yi ñoom doon wax ni sànq souvent dessinateur bi daf koy jox daf ciy def illustration comme yow mun nga yow am nekk sa rédacteur en chef bopp xam ne yow yaay jox sa information bopp yow yaay def sa yow yaay génnee sa information bopp ñaari mbir yooyu moo am daal ñu àggale sëy na bu ko tàggatoo aywa téléspectateurs yi mën nañoo seetaan ñu xool mais bon essayer rek ñu xool niñ lay génnee ñoo ngi suñu minute yu mujj bu ko defee
ñu xool fi nga yemagul sama lex yi ñu signalé. mën nañ koo def nii bu ko defee ñëpp gis ko Seynabou Mbow sama chroniqueuse bi moom la Odia doon dessin noonu Odia ñu ngi lay jaajëfal bu baax am nañ mbégte lool ci dalal la ci plateau Access Média jaajëfal leen yéen ñi nga xam ne yéen ñu doon seetaan ci biir réew mi yéen ñi ñu doon seetaan bitim réew Seynabou loo wax nii nga meloo la waaw sama lex yi la waroon a affiné tuuti lii mooy secret bi lii nag mooy li ci nekk sant ngërëm ñeel leen mbokk yi lu jiw a jeexut jógu fa ñu dig leen daje ëllëg incha allah